bonjour et bon réveil merci d'être avec nous on se retrouve comme tous les matins sur télévision Futur Média mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak ñun gërëm équipe yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ca subaak léegi RFM matin équipe bu rajo Futur Média Babacar Fall ak ñi mu ciy àndal bi mu jeexalee ñu tegaatal leen li nga xam ne ni moo di salle des profs léegi lay doog a jeex ñu ciy profité di gërëm bu baax jàngalekat yi nga xamante ni ñoo nangu def sacrifice ñëw ànd ak télévision Futur Média professeur Massamba Gueye Assoumbène Thioub ngir joxe ay cours pour élèves yi nga xam ne ñoo nekk CM2 terminal ak troisième ñoom it ñu ngi ñaan suñu borom saafara mbir yi ba nga xam ni lépp dina mën a nekkaat ci normal xale yi mën a delluwaat école ndax fi mu tollu tembe parents d'élèves yi jaaxle nañu jàngalekat yi jaaxle nañu parce que xamaguñu fan la wànnent di mujjee ki gëtëm donc ñu ngi gërëm équipe yu salle des profs bi 9h jotee nag ci la ñuy doog a tàmbali ñun fas yéene dem ak yéen ba ci kanam comme d'habitude préparé nañu leen ay sujets yu am solo yoo xam ne nii daañu leen ko baaxee partie bi ci plateau bi ba ca des ñu fas yéene def ak ñoom visio télé travail waaye fàttali leen itam mi yore nañu fi ay enveloppe yoo xamante ni ay ndimbal la ñu bëgg leen ko jagleel mën nañu fay seen i luyaas mën nañu fay seen i facture courant mën nañu leen jox ndugu weer comme mën nañu leen baaxee itam ay enveloppe yoo xam ne ni enveloppe bu ndimbal lay doon donc regardez lépp nga ci table bi mën ngeen a woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi koy affiché benn par benn ci suufu écran bi 88 628 20 20 numéro téléphone bu baax bi la 88 628 72 86 itam numéro téléphone bu baax bi la ainsi de suite 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 donc bu ngeen wootee rek léegi nii ci suba gi séddale moom taamu naa ci kudd yu njëkk yi mën ngeen a tàmbali di woote ñu mën leen a jox ci enveloppe yi nga xamante ni ñoo ngi koy séddale bu ci nekk mën na jëriñ dara démb rek am na suñu ay xarit yoo xamante ni jot nañu leen teral jox leen ci enveloppe yi nga xamante ni ñoo ngi koy séddale donc 50 000 100 000 enveloppe bu sa loyer sa facture courant wala beneen soxla boo xamante ni peut-être ñun mën nañ ko faj bu ngeen wootee ci 88 628 72 86 wala 88 628 04 05 wala 88 628 22 22 dinañu leen ko baaxee. ñu ngi ci jamonoy nawet bi daanaka dugg si na gis ngeen ni fan yi daanaka tàngoor wi xaw na tar ci dëkk yu bëri Dakar par exemple dès matin comme disent les Ivoiriens il y a soleil et quand il y a soleil il fait très chaud loolee mooy li ñu leen bëgg a baaxee di température yi mën ngeen ñëw ñu dem ci tableau bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour baaxee leen dëkk bu nekk li muy yeewoo ci wàllu température donc 23 degré Dakar suba gi 26 degré Saint-Louis 29 degré Podor 28 Linguère 28 Matam Diourbel 27 Kaolack 26 Ziguinchor 26 Kolda 27 degré Tambacounda 28 21 degré fi nga xam ne ni moo di Kédougou et puis ngoon gi gis ngeen ni thermomètre bi mën naa yéeg daanaka ba 40 jàpp 41 ba 42 degré boori fi nga xam ne ni moo di Matam 37 degré biir Sénégal boori Linguère Diourbel 34 Kaolack 35 Ziguinchor 35 Kolda 35 Kédougou 34 Dakar 26 Saint-Louis 26 degré Podor 40 degré donc loolu mooy thermomètre bi température yi ci dëkk yëpp ak fii mu toll tàngoor wu tar le météo seetlu prévoir ko moo xam ci Dakar wala yeneen dëkk yi et puis waxtu marée haute yaa ngi bu njëkk bi 4h49 bi ci topp 16h57 waxtu marée basse yi bu njëkk bi 10h34 la woon bi ci topp guddi gi lay doon 23h23 voilà donc waxtu yu baax yi pour suñu mbokk nappkat yi 8h34 ak ba 10h47 guddi gi 21h04 jàpp 23h04 mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi jant bi biddantiwul benn yoon xëy na tey ci fajar gi bi 6h40 du matin jotee na de tëri tey ci ngoon gi bu 19h40 jotee.
ñu fàttaliwaat leen ni mën ngeen a bàyyi xel toujours ci li tubaab tuddee mesure barrière loolee mu ngi jëm ci crise coronavirus bi nga xam ni actuellement am na tuuti relâchement bàyyeeku boo xamee ni ñu ngi koy tàmbalee di seetlu ci dëkk bi teewul bis bu jot ñu dégg lim yi yokku Corombaar Ndiaye ñu ngi lay nuyu ci bilan bu mujj bu ministère de la santé et de l'action sociale ba tey ñu ngi am ay cas. maa ngi leen nuyu Baye nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo ñuy seetaan ci télévision Futur Média ni nga ko waxee mel na ni yëf yi deltuwul ginnaaw ci jàngoro bi nga xamante ni moo lëmbee àdduna di coronavirus ni ki démb bi nga xamee ni am nañu bilan bu mujj laata ñuy jot bu tey ci kanam tuuti lay doon xam nañ ni li nga xamante ni nag moom la ñuy def ci test mu ngi wéy di yokku démb 1254 tests la ñu def 83 cas moom moo ci daal di yokk ci lim gi nga xamante ni moom la ñu amoon loolu nag tax ba Sénégal boo boolee li ñu jot a am ci ñu am feebar gi ba mu dooree ak léegi toll nañ ci 5173 cas ci ñooñu nag bëri na ci ñoo xamante ne wér nañu ba dellu ci seeni njaboot ñoom ñi ngi toll ci 3424 personnes yoo xamante ni wér nañu waaye nag ci beneen wàll bëri na ci ñoo xamante ni itamit ñàkk nañ ci seen bakkan démb ñeent ñoo yokk ci juróom benn fukk yi fi amoon yóbbu nag ñi nga xamante ni ñoo faatu ci 64 ci ay doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci jàngoro coronavirus ñu wax ba tey ci jàngoro gi ndax xam nañ ni Baye Cheikh 1684 personnes ba tey jii ñoo nekk ci hôpitaux yi daanaka fépp ci réew mi ñoom ñoo nekk ba tey sous traitement ci ñooñu nag nemmeeku nañ ci ñaar fukk ak ñaar yoo xamante ni ñoom cas grave lañ leen di woowee ñu nekk ci réanimation ba tey lépp ci biir réew mi waaye nag coronavirus boobule Pape Cheikh li ci gën a sonal nit ñi bokk na ci cas communautaire yi nga xamante ne mu ngi wéy di am di yokk ci gox-goxaat yu bëri ci Sénégal ni ñu ko nemmeekoo démb ca Parcelles Assainies Grand Yoff wala Diamniadio jàpp Fass Mbao Guédiawaye Diamaguène Mbao Kër Mbaye Fall Richard Toll Yëmbal ba Touba foofu yëpp amoon na ni ki démb li nga xamante ne moom moo di ay cas yoo xamante ni ñu ngi jógee ci transmission communautaire di ay nit yoo xamante ni dinañu am doomu jàngoro gi waaye duñu mën a wax nag ana fan la ñu ko jëlee loolu doon beneen xeex bu nga xamante ne xam nañ ni boobu ak léegi communication bi jógu ci kilifa yi ak ñëpp nga xamante ne ñoo ci war a def seen loxo ñu ngi ci ngir rek bëgg a xeex li nga xamante ne moom moo di transmission communautaire bu feebar bi la di coronavirus mais nag du Sénégal yëpp Pape fépp rek à travers le monde coronavirus mu ngi fay jaar di def ay jéya yu graaw bu ñu ko jëlee ci àdduna bi lu ëpp juróom-ñaari millions ngi doomi aadama am nañu feebar bi lu ëpp nag 433 000 personnes ñoom ñoo ci daal di faatu fi mu toll nii daanaka 3 millions ak lu teg ñoo jot a wér ci àdduna warngal këpp donc coronavirus mel na ni mu ngi continuer son bonhomme de chemin am na sax dëkk yoo xamante ne wàññeeku woon na fu mel ni fa mu jóge woon di Chine waaye jamono yi ñu ngi fay nemmeekuwaat ay cas yu bees mu mel ni feebar bi deltuwul gannaaw. mu ngoog donc loolu moo jëm ci point bi mujjee am démb la woon xam naa fi lekk waxtu wala lu ko gën néew tombé ak 10 heures dinañu demaat fi nga xam ne ni mooy ministère de la santé et de l'action sociale fekk fa ñoom docteur Aloïs Diouf bu ko defee ñu jox ñu bilangu tey bi tombé ak 16 juin 2020 merci Corombaar Ndiaye feebar baa ngi fi ba tey liñ ci naqari nag mooy feebar bu sew la xëj na am na ñu bëri ñoo xamee ne am nañu ko wér waaye dafay sonal mag ñi et puis ñi nga xam ne ni ñoo amee ay jàngoro d'abord ci seen yaram loolu moo tax ñu gën ñaax nit yi pour ñu moytu peut-être autorités yi bu ñu jëlee décision ci yenn yi du ñoom la neex rek ñu ne lii ak lii dañu koy tere borom xam-xam yi liggéey ci wàllu wér-gu-yaram ñoo leen ne bu ñu waxee nii ak askan wi loolee bu ñu ko defee dinañu éviter lawuk Covid-19 bi parce qu'on a vu il y a pas longtemps ay xale yu doon marche il paraît ne dañoo bëgg ñu bàyyi leen ñu dem ci plage yi c'est bizarre ça des fois ma xas autorités yi wala ñun ñëpp ñu mere leen mais yenn saa yi itam nga yërëm leen ci dëkk bu mel ni Sénégal dëkk bu jafee gérer la dëkk bu jafee jiite la ndax yi ñu fiy gis itam li tubaab naan ça laisse à désirer ça laisse vraiment à désirer parce que ñu nit dañoo yore ay comportement yu xaw a bizarre et moi xawoon na ma jaaxal ci bi ma ko gisee ci réseaux sociaux yi Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu donc des jeunes yu jóg ne nañu leen bàyyi ñu dem
ñu dem ci plage yi. loolu nekk na doy waar Pape Cheikh gannaaw ba nuyu téléspectateur koroo gi fi de. loolu dafa yéeme ndax keroog maa ngi ciy interpellé sociologue bi Djibi Diakhaté loolu la ci wax nee na gars yi dañu xaw a raté ci communication bi. donc communication boobu nag mooy yëf yi dañuy évoluer parfois dañu doon utiliser ay termes yi nga xamante ni ñun tàmm ñu di ko dégg ci baatu wolof ko ci mel ne ay pic ci mel ne ay yenn expression yoo xamante ni dafa nekkoon lu technique loo xam ni dafa gis ni population wala société bi wala surtout ndaw ñi doo ñu ko woon dégg ba du xam danger li nga xamante ni mooy feebar bi donc moo waral yenn ñi nga xamante ni actuellement surtout société bi ñu toll nii tàngaay bi ñëw na ñu xaw a wàññi tuuti mesures yi nga xam ni début bi jëloon nañ ko léegi relâchement am tuuti léegi su ko defee société dañuy yaakaar ni feebar bi daf fi jóge alors demeewul noonu donc loolu dañoo waroon doxal tamit beneen communication boo xam ne ndaw ñi nañ ko gën a jël dañ ko interpeller xam naa ni coro après dina ci ñëw ak élément bi demoon nañu ci plage yi de gëstu ji xool xale yi li lan moo leen di pousser ñuy dem ci moment bi ñoom ñëpp benn explication bi ñu joxe mooy tàngaay bi suñu kër yi dafay xat du ñu mën di toogandoo. c'est vrai que tàngoor bi nag plage day neex nag quand même. plage day neex piscine day neex mais rassemblement yi nee nañu bu ñu ko defee feebar bi law. waaw léegi beneen problème bi kay mooy est-ce que du tamit autorités yi waroon nañu jël ay matuwaay ci période bi comme donte comme ñu mënuma xalaat yenn dëkk yi nga xam ne xaw nañ développé ci période yi nga xam ne ñu ngi koy def di jël ay mesures yi nga xamante ni dina tax ba rassemblement du am waaye dem plage tamit dina am xam naa loolu nag du yomb moom. waaw bon. dem plage dina am mais rassemblement du am da ngay dem sangu ñibbi. non mais mën nañ def résistance. di nga dal sa sarbet nag wala sa 2 pièces ak sa maillot de bain nag. mais ak dajaloo bi la ñuy bañ tuuti. dajaloo bi la ñuy bañ dosé. wala sa pectoraux xanaa yooyu nag di nga ko def nag boo demee plage mais tu pars à la plage tu sangu et tu rentres autant ne pas aller à la plage xanaa nag di nga wane sa yëf nag xanaa nag yow yéen tam yàgg ngeen dem sorti boo demee plage da ngay lal sa sarbet. mais mu bañ a am dajaloo. xaw a dox tuuti. mu bañ a am dajaloo. boo amee ku la intéressé nga dox boo ko rombee gën a dëgëral sa yaram tonton ak yooyu lañ daan def taawu xale bu daan dem classe tonton ak amoon na gel bu tudd Fat Bintu ñoo bokkoon classe ñoom ñaar moom daal bu ñu demee sotti rek bu rombee Fat Bintu day gën a dëgëral yaram ma ne ko ay yow te yaa ngi danga sa yaram bi ay waay mbaa non mais c'est vrai donc ce qui veut dire que doo dem plage rek dem ci plage bi sangu pare dem ñibbi bon après lu mënta ñàkk faaw mu am xaw ma à l'impossible nul n'est malheureusement virus baa ngi fi bu fekkee mën nañu def lii mais tout en changeant de comportement enfin xaw ma nan laa ko mën a expliquer comme li nga wax effectivement bu fekkee mën nañu dem plage am nañu comporté woo te feebar bi duñu laal wala duñu ko wàll kenn ça va mais bu dee dañuy dem naturellement rassembler wu et tout ça on ne sait jamais mën nañu ko wàllante si suñu biir te su boobaa day nekk ay cas communautaire day nekk ay cas sax day nekk ay cas communautaire wala mën na nekk cas contact parce que xale yi mën nañu dem jëlee ko fa waaye dem jëlee fa coronavirus waaw dem feebar bu nga xamante ni dañ naan mag ñi lay gën a solo mais xale yi à chaque fois bu ñuy dem mag ñi ngi kër ga donc après dañuy delluwaat kër ga ñoom la ñuy bokkal añ ñoom la ñuy bokkal reer ñoom la ñuy nekkal ndool te loolu nekk na situation bi nga xam ne compliqué boo waxee voilà boo leen waxee dañ naan feebar bi mag ñi lay gën a sonal donc comme que am ñu ngi ci gën a conscient ci loolu mag ñi lay gën a sonal ñoom nag bu ñuy exposé trop mag ñi maanaam di jëm di déplacé wu di jël ci di dem ci plage yeeg rassemblement yeeg éviter du ñu def mesure barrières yi delluwaat ci kër ga fekk ci fa mag ñi loolu dafay xaw a nekk lu situation bu compliqué donc gën leen sensibiliser rek gën leen fexe ni autorité tamit accompagner leen du jarul xeex jarul xuloo mais tamit vraiment bu ñuy toll ci 2020 ñuy dégg situation bi fi muy toll réew yëpp di jël ay matuwaay France doon ñi nga ay France ak ay yeneen dëkk yi Europe yi nga xamante ne dañoo nekkoon ñoom ci confinement total ñun jot ñu jaar ci situation yooyu mais ñoom ñu ubbi rek ñun tamit ñu ubbi suñu yëpp mel ni comme si dañoo jaar ci ñoom situation ñoom dañoo tëju ba régler seen problème ba pare doog a tijji nekk nañ situation bi nga xamante ne lu compliqué la yàlla baax na yàlla ak ñuy suturaal yàlla baax na affaire bi amul problème loolu rek la ñuy wax yàlla ak ñuy suturaal yàlla baax na kay yàlla waxul kenn dara l'essentiel mooy nañu respecter mesures barrières yi comme on dit ça peut permettre dina mën a tax ba affaire bi du law mais bon et puis dafa tàng on a envie d'aller à la plage quoi dañu bëgg a dem piscine quoi xam nga dañu bëgg a dem ànd ak xale yi dañu bëgg a dem bégee quoi xam nga mais
xanaa ñu toog rek ba jamono neex comme jamono neexul toog leen rek yéen ba jamono neex merci Mamadou Ndiaye pour ces commentaires je rappelle que bu 10h jotee dinañu dem fi nga xam ne ni mooy ministère de la santé et de l'action sociale. ku am soxla woo ma léegi ma faj ko 88 628 20 20 wala 88 628 04 05 c'est vrai que nit ñi dañuy am insomnie donc pour nga yeewu fajar dafay xaw a metti mais yeewu woote ñu fajal la sa soxla nga tëddaat itam loolu solution la voilà donc appelez on vous attend ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suuf écran bi bu leen neexee ñu fayal leen seen luyaas mën nañu fay seen courant mën nañu leen defal nduggu weer wala jox leen seen dépense on parlera jumtukaayu xarala yu bees yi digital bi c'est vrai que nous sommes une télé digitale puisque am ngeen possibilité di ñu seetaan par exemple ci page Facebook bu télévision Futur Média nii bu leen neexee ak seen téléphone portable ngeen seetaan yeewu leen bi première matinale fii ci Sénégal donc daañu waxtaanee loo xam ne ni mu ngi jëm ci wàllu communication ay nit yu ñu tuddee activiste wala blogueur alors ci période bile am na ay réactions yoo xam ne ni créé na ay initiatives yu am solo ngir xeex li nga xam ne ni moo di Covid 19 bi. voilà loolu dinañ ko waxtaanee jox nañu kàddu wala ñoom envoyé nañ seen vidéo ñenn ci ay ñi nga xamante ni xam nañ leen ci mbirum blogging maanaam di yëngatu ci wàllu internet ñoom ñi nga xamante ni aussi ay initiatives yu am solo lañ doon lancé wala ci ba léegi sax ñi ngi ci période bi nga xamante ni mooy pandémie du Covid 19 ñoom seen initiative ñoom activistes yeeg blogueurs yeeg ak nan lañ doon yëngatoo ci période yi nga xamante ni mën nañ jàpp ni waaw Sénégal mi ngi ci doon yëngatu mi ngi ci doon taxaw ci période yi nga xamante ni mooy Covid 19 bi ñoom ci kanam dinañ ñëw ñu joxe seen xalaat surtout ñu def benn petit bilan bu ndaw ci taxawaayu internautes sénégalais yi mais surtout ak sénégalais yi ci wàllu digital bi ci kanam dinañ ci ñëw Pape Cheikh. mbaa bokk ñoom ñuy joxe leçon ci internet bi rek. non du joxe leçon ñii ay blogueur la ñu ay ci internet bi foog ñu ëpp ñëpp xam-xam du joxe ay leçon rek yenn saa yi ñu bindal la une si longue lettre de Mariama Ba. joxe seen xalaat. yow man bàyyi ba man moo tax waa Gambie yi laay suivre léegi fii waa Gambie rek ñoom Abou ñoom Fafa journaliste gambien yi man maa ngi ci ñoom rek léegi suivre ma benn sénégalais man te boo dama wax lu ëpp pour sama sécurité loolu dama neex bon on parlera de ces blogueurs là et de ces influenceurs de ces initiatives qu'ils prennent pour xeex li nga xamante ni moo di Covid 19 bi on va revenir ci li ñu commenté léegi nii jëm ci plage yi ak xale yi ni ñu bëggee di dem mais malheureusement nee ñu rassemblement day yokk li nga xamante ni moo di coronavirus bi donc on va vous proposer un reportage boo xam ne def nañu ko tuddee ko fréquentation des plages par les jeunes en cette période de crise sanitaire et puis comme chaque mardi xam ngeen ni dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci jumtukaayu xarala yu bees yi il paraît que WhatsApp day waaj a lancé service de paiement. waaw service de paiement moom tey lancé na ko sax démb ca Brésil sax lañ ko defee service de paiement en ligne maanaam comme ni ñu ne defee transfert d'argent bu ko defee kenn du fay. transfert d'argent waaw mais comme du kenn du fay parce que c'est gratuit moom noonu lañ ko jublu. noonu lañ ci jublu. waaw WhatsApp rek di wane ni actuellement moom Marc moo def annonce bi ci démb ci page Facebook am partagé ko moom Mark Zuckerberg bi nga xam ni moom Facebook ak li jublu ci WhatsApp beeg ak Instagram bi dajale ko plateforme yi yëpp di wane taxawaayam mais surtout defoon nañ phase de test bi fële ca Inde ñoom waa WhatsApp mais léegi rek leeral nañu ne c'est officiel lancé nañ li nga xamante ni mooy paiement de maanaam fay transfert d'argent yeeg nga xamante ni mooy paiement yi nga xam ne en ligne lañ koy def lancé nañ ko fële ca Brésil lu tax choix Brésil bi nag mooy ñoom dañu nekk foo xamante ni foofu marché bi nga xamante ne mooy marché digital bi dafay marché dafa dox bu baax parce que ci nit ñi dëkk bu mag la voilà dëkk bu mag la ci nit ñi surtout ci population ni mu bare mais surtout en Inde aussi fi nga xamante ni fa lañ doon defee test bi ñoom daal yaakaar nañ ni côté sécurité ak li nga xamante ne mooy paiement mën nañ ko def ci WhatsApp xam naa ni nag après ñuy doog a dugg ci marché mondial bi maanaam Europe ak li nga xamante ne moo ci def suñu di Afrique en tout cas lii nekk na progrès bi beneen progrès bi nga xam ne ñi ngi ko doon xaar ci plateforme bii di WhatsApp Pape Cheikh. Voilà, donc ça c'est une info. TIC. Donc WhatsApp qui lance son service de paiement merci Mamadou Ndiaye ñu xoolaat téléspectateurs yi lii moom dafa am solo moo tax ma ciy insister lu ne mën nañu lañ ko defaral fayal leen seeni luyaas soxla bu waaye am rek bu wootee bu ko waxee ñu xool luñ ci mën donc on vous attend. Très vite, la situation... fayal sa portable bi yaa ngi ci plateau bi fayal yaa ngi en direct bu la kenn woo 88 628 20 20 ana kan mooy nekk premier téléspectateur bi dugg tey ci mardi bi 16 juin
2020 dama leen di may tuuti battement comme ça ngeen jël seen temps di composer souvent dañu may wax ni téléphone bi day saturé parce que lu ñëpp bëgg la bu dee da ngeen ci gis ni dafa saturé da ngeen di raccrocher. Allô? composé waat benn ci numéro téléphone yi maxu nañ ko def ndànk rek bu ko defee ñu permettre téléspectateurs yi ñu may leen battement quand même ñuy composé di dugg si bu ko defee rang yi jub ku dugg rek lii sa soxla wala lii sa wërsëg ñu baaxee la ko donc 88 628 72 86 je vous donne juste quelques secondes voilà dama leen di may juste ay secondes diggante yeewu seul mu naan café taal télé composé yooyu yëpp ci la pexe la parce que am na ñoo xam ne bi ñu yeewoo ak léegi téléphone bi lañ njëkk a xëcc boo ko xëccee ba dugg ci Facebook bu télévision Futur Média gis ni TFM yeewu leen mu ngi faj ay soxla ak di maye xaalis li ngay njëkk a def mooy génn naan café peut-être taal sa télé bu dee yeewoo goo xëj na am na ñu yeewu ca fajar dem liggéeyi même si vous êtes dans les bureaux wala ci bërëbu liggéeyukaay yi mën ngeen a woote parce que affaire bi yéen ñëpp a ko moom 88 628 20 20 wala 88 628 72 86 88 628 04 05 88 628 22 22 je vous donne encore quelques secondes maa baax mënoon naa ko sax-saaxee rek parloo ko joxe te dem waaye dama leen di may battement ngeen mën a composer quand même bu ko defee téléphone yi mën a bañ a saturé parce que bu ko yéen ñëpp bu ngeen ko songeendoo ci suba gi rek mën naa saturé merci Mahou le meilleur de sa génération le seul directeur reconnu par l'État merci dama koy dóoraale di fi mu ne dama koo soxla man fan yi damaa bëgg a jël juróomi photo tonton mag takk ko njël juróomi portele njël ci kaw njël 2 njël 3 njël 4 njël 5 maxu jaral na ma ko di Alioune Badara Bey la sa baay tudd Alaaji Ibrahima Bey la ñu fayee école ba ca Colobane keroog inauguration ba yaa ngi nekk tout tànk maa ngi taxaw yooyu ay histoire la yu nit ñi jar a fàttali yow rek yaa fii kuy liggéey TFM ñu jël sa maam tuddee ko école laaj leen yow sa maam tuddee nañ ko école yow rek le seul agent qui travaille ici dans le groupe maamam tuddee nañu ko école primaire man ci école yooyu laa jàng ay Nango Samb ak ay Colobane 2 école 10 jàngee ma privé moo tax a mel nii ay école 2 ay école paille non mais c'est grave hein par contre aux autres tu leur demandes foo jàngee primaire ñu ne la école Jean-Claude de Bernard alors que ñun école paille la ñu jàngee 2 Nango Samb ak Mame Thierno Birahim Mbacké mais c'est de très bonnes écoles quand même hein yow foo jàngee primaire HLM 4 HLM 4 waa fenn nit yow école publique coxo kii day Jeanne d'Arc la jàngee école Saint-Paul de Cabriole HLM 4 xale yi jàngee privé yi ñoo soof maa ngi Saint-Jean je suis à Saint-Jean d'Arc ils sont incroyables man de école 20 laa jàngee man primaire après ma jóge fa dem école 10 bi ma jógee école 10 ci lañ ma yóbbu sax ci école yi xawante ne ay Blaise Diagne allez joxoon naa leen quelques secondes pour ngeen mën a dugg mën a wootee ñu jox leen ci enveloppe yi ñuy séddale 88 628 04 05 su baaxee ñu jël premier téléspectateur bi wootee tey ci mardi bi outsider yi 12 22 14 allo. allo oui. kooku. man la Mouhamed Thiam. Mohamed Thiam. waaw. Mohamed na nga def. ça va bien alhamdulilah. Mohamed yaa bëri wërsëg. Mohamed ñi nga composé ndool téléphone bi dañoo bëri ba nga xamante ni mais yaa dugg Mohamed macha allah. waaw damaa yàgg composé nag sànq. génne sarax tey ci fajar gi. génne wu ma sax damaa yàgg composé rek. wala da ngaa def ñaari rakk ñaan yàlla na ma TFM fayal sama courant. loolu la de. Mohamed jaajëf fan ngay wootee. man maa ngi woote Mbour. yaa ngi wootee Mbour fan ci Mbour. Grand Mbour instant. Grand Mbour naka waa Petit Mbour nag wala mosoo dem Petit Mbour. non Petit Mbour amul. Petit Mbour amul. dama foog ni fu Grand Mbour amee kat. Petit Mbour am ndax ni coose nekkee. ouest noonu la nekkee est. am na coose est am na coose west. bon dinaa créer Petit Mbour alors dis-moi da nga bëgg man ma tànn lu ma lay dimbalee wala lu ma lay teralee wala da nga am soxla bu précis boo ma bëgg a wax. waaye dama am soxla bu précis kay Pape Cheikh.
ba wax ma après ma laaj tani ndax mën naa la kiiwal. waaye dund rek Pape Cheikh dund rek. waaw wax ma rek affaire bi lan mooy soxla bi. soxla xaalis la. ah soxla bi soxla lan la. soxla xaalis. looy doyee xaalis. ndax bu ko soxla daa am lu koy jënd. loo war a jënd ci xaalis bi. loo war a jënd ci xaalis bi. waaw ma téléphone. téléphone kese. waaw. yow yaa ñàkk projet. yow nit ñi di jooy ceeb nit ñi di jooy diwlin yow téléphone ngay jooy téléphone yi nga xamante ni boo jëndee benn balaa weer wee dee waa créateur de téléphone génn bu bees mu gën a seerati. non plateforme yi cours yi ñuy def ci téléphone bu koy defee. bon yow yaa ak sama rakk bu jigéen am fa ngeen koy jaarale daf maa fa laay defee cours te WhatsApp rek la ciy dem. da ciy waxtaan ak Snapchat mais y a pas de souci je vais t'offrir quand même quelque chose comme yow sa problème nee nga yow mooy téléphone. alors que sa ñoom yaay ak sa ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi bëgg. non naa leen ci jox. di nga leen ci jox. waaw. jaajëf waay fils d'accord. yow fils te ma amee 15000 rek. ah parce que 15000 tuuti. non yéen amu leen benn njëriñ. boo demee yaa ngi doog a yeewu. non yeewu naa depuis 6 heures. sa baat bu xuur bi. yeewu naa depuis 6 heures. 6 heures. xaar ma xool lu ma lay jox rek. nga nangu tudd Ousmane Thiam. non Mouhamadou Thiam. waaw Mohamed ah. 50 000. waaw Mohamed bàyyi ma jox la feft rek du feft mooy 50 000. feft waaw mooy 50 000 rek. tout on de feft mooy ñaata. tout on de feft. waaw. est-ce que du nekkul kii. non damay yéen booy yéen a koy wax non ay tout on de feft ay yooyu noonu. waaw loolu waaw da nga koy wax de mais ñun buur si duñ ko wax de loolu booy town ñoo koy wax. yow doo booy town. non non booy town de. yow la nga kaw. waaw. dama lay booleeg sumbulu de. sumb dootu ko defati déedéet du ci duggaat xam nga nu may def yow Thiam. waaw. bàyyi ma jox la feft rek feft mooy 50 000. waaw d'accord. voilà bàyyi ma jox la 50 rek parce que am na ay problème yu gën a urgent téléphone xam nga. waaw d'accord. nga jël sa feft rek def sa poos. incha allah. yow xoola def sa poos rek yow. dafa daaw. voilà boog. bonne journée. ok. allez. ne quitte pas comme ça ñu jël la ci ginnaaw xool naka ngay def pour jot ci 50 000 yi lii neex na 50 000 baax na. dëkk bu naqadi bi pour téléphone. soo am téléphone xale yi Sénégal lu ñu tooñ naan dëkk bi dafa lan. yéen a ko gën a xam yéen a gën a xam lan la ñuy wax da ngeen ragal dëkk am na lu ñuy wax. dafa makki waaw du loolu dañ koy wax. bon allez 50 000 mooy enveloppe bi ñu njëkk a joxe moom peut-être soxlaam urgent wul noonu quoi il voulait juste un téléphone portable. peut-être naa ko lijjantil téléphone portable. naa def tuuba lijjantil ko téléphone portable mais d'abord jàppal ci 50 000 yooyu ñu la may dinañu la ko yónnee je vous donne encore quelques secondes le temps ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi tey. yaram bee teel a tàng moo tax ñu bëgg leen a bégal ak enveloppe yi ñuy séddale 88 628 20 20 50 000 mooy enveloppe bi ñu njëkk a maye moom soxlaam du woon urgence mais quand même fàttali trou 50 000 nga yeewu rek taal sa télé allo. la ngay fere ci crédit bëriwul petit. masque bu mel nii kii da koo takk démb mu mel ni ku jël benn ŋàllitu soutien takk man gis nga masque yi bëgguma ngeen di ko takk di ma naqaral dee leen sol ay masques yu silwissé yii tooñ la non ngir yàlla mbokku jullit yi maa ngi leen di ñaan masque nee nañu dafa obligatoire mais na ngeen am Pastef ci masque yu neex a xool Mamadou Ndiaye mii ak Petit mii dañu mel ni daal ñu jël rek seen ŋàllitu soutien wu jabar rek takk ay masque yoo xamante ne dafa ñëwee ronwee nii ba pare languette soutien gorge la man yooyu bugguma ko xam nga tooñ et puis tu sais bu dee sama classe bi nga xamante ni lu ñu gis wax yéen da ngeen ñuy bàkkaarloo te jëw baaxul da ngay romb nit romb nañu dem par exemple benn pas masque bi daal fii la tege ñu jëw ko xam nga yooyu itam da ngeen di pousser nit ki mu bàkkaar bu ngeen dee takk ay masques porter des masques je sais pas ay masques yu clean ay masques yu clean mais xeetu masque bu ne ngay gis petit masque am bii nu ko dindi mu ngi mel ni ku takk ŋàllitu soutien yi rafetul dindi ko yow it da koy dindi kay rafetul tooñ baaxul voilà merci petit d'avoir enlevé ce masque mais tu vas chez Anne Émilie tu vas chez Anne nga jël beneen masque voilà parce que TFM moom fi mu ne am nañu distributeur automatique de masque moo ma gënal masque boobu nga takk mel ni ku jël ŋàllitu benn partie soutien
wante chirurgical la de. bii du chirurgical bi bii opérationnel la xaw ma nan la tudd sax. allez je vous ai donné quelques minutes. te ngeen a profité ci temps bi parce que xam naa ne su ma xasee ba dugg ci sujet yi peut-être du ñu am temps c'est le moment ou jamais ngeen profité composé benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi je rappelle encore bu ngeen composé bu dee dafa xaw a mel ni lu saturé da ngeen ñu raccroché rek composé waat benn ci numéro téléphone yi donc 88 628 65 65 wala 88 628. 04 05 tey Pape Diouf moo ñu nar a woyal woy na woy bu neex ndeysaan mbëggeel est-ce que yéen a ngi fàttali ko woyam boobu mu ngi nekk ci dernier albumam mbëggeel moo neex ba jaaxal la da ko woy woyu traditionnel mu moderne woy la bu dugg xol on va mettre ça dans quelques minutes pour bëggalee leen ko laataa ñuy dem ci sujet yi nga xam ni préparé nañu leen ko tey ci mardi bi 88 628 20 20 allo. allo oui. kooku. man la Aïssatou Samba. Aïssatou Samba na nga def. maa ngi fi. Samb wala Samba. Samb. ah Samb fan ngay wootee Aïssatou. Wakam. naka waa Wakam. ñëpp a ngi ci jàmm. mbaa jàmm ngeen fanaane. jàmm rek kay. très bien def nga liggéeyu kër gi yëpp Aïssatou. waa def naa lépp ba pare. minaas nga. minaas naa bale naa raxas naa. très bien toog croiser la say tànk. waa. looy xaar dépense wala da nga am soxla boo ma bëgg a wax. dépense laa bëggoon. dépense rek nga bëggoon. waaw. waaw yow pour nga am dépense moom du am problème. ah kon. waaw yow moom mun naa la jox ma xool sa dépense alors sa dépense yow ñaata ngay frais d'habitude boo xëyee. ah man saa dépend rek 5000 mën naa def tag 5000 mais instant bi ak weer laa soxla. dégguma la ñaata ngay dépense par jour. par jour 5000 laay dépensé. 5000. waaw mais dépense weer de su ma ko amoon jël. ah dépense weer nga bëgg. waaw. waaw dëgg la de 5000 xanaa kër gi bëriwul nit. ah xaw nañ bëri de mais jamono ji na xare. waa jamono neexul de yenn saa yi de ku daan jënd kilo puloox léegi puloox ñaar fukk rek lañ ciy jënd. c'est-à-dire boo waxee ñaam bi day simple. foog nga wax puloox Aïssatou xam nga nu may def ak yow. waaw. da ngaa bëgg dépense su 1 mois. waaw. voilà dépense su 1 mois valeur am mu ngi toll xam nga ci ñaata. waaw. ubbi say nopp ma wax la. waaw jox naa la ko. xam nga ci ñaata la toll. waaw. 75000. oh merci waay. oh ouais waa jar na ko de nga yeewu rek woote allo. am 75000 mooy valeur u dépense weer yow yaa ko moom Aïssatou dégg nga. merci beaucoup. bul raccrocher comme ça ñu xool naka la ñuy def ba nga jot ci dépense weer bi. d'accord merci. voilà merci bul quitter ñu jël la ci ginnaaw loolu baax na de 75000. ah dépense 1 mois valeur 75000. ci kuy nduggee ñaata lay dépensé ne 5000 par jour. baax na de. ayca ku dugg rek ñu faj soxlaam fii ba 11h ku dugg dinañu faj sa soxla 88 628 22 22 88 628 65 65 88 628 04 05 ma mayaat leen encore quelques minutes. bu ko defee ngeen composé nga woote fii am sa am sa non pas ñaari junni am sa fukki junni mbaa sa ñaar fukki junni wala sax sa ñeent fukki junni wala sa ndugg weer loolu lañ leen di baaxee ci yeewu leen bi donc ma vérifier encore numéro téléphone yi nga xamante ni ñu ngi woote voilà on vous donne encore quelques minutes le temps ngeen composé pour mën ñoo jot. Alaaji Papa Cheikh lii la leen di defal tey Alaaji Papa Cheikh wala boog 75000 wala 100 Alaaji Papa Cheikh dina maye 200 yeewu rek woote ci télé ñu may la loolu jar na 14 milliards et puis nee nañu jamono neexul période bi période de solidarité les gens en ont besoin vous en avez besoin nous on en a besoin donc on vous offre donc ces enveloppes pour vous aider. ngeen mën a jàll ci période bile je rappelle que mën ngeen composer encore benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 04 05 88 628 65 65 et puis ñu ngi masawu suñu yaay Mimi Touré
elle a perdu sa mère. J'ai vu ça avant-hier. Madame le ministre Mimi Touré c'est notre maman suñu yaay la suñu xarit la ñu ngi koy masawu di ko xalaat yàlla la dëddoog jàmm. et puis yàlla taas ñu ci barkeem ndax jigéen ju baax la woon il paraît donc Mimi Touré ñu ngi koy masawu puisqu'elle a perdu sa mère. On a appris aussi hier que am na ay militaires yu faatu. ay ndel la dal seen kaw. ñu faatu ñoom it. ñu ngi xalaat seen ay njaboot man foogoon naa ni mine anti personnel existé tout mais quand j'ai vu le communiqué jógee direction de l'information et des relations publiques bu armée ci laa nii kon ndeke ay mine a ngi am ba tey donc ñu ngi massawu ñi nga xamante ni ñoo ci am ay gaañu ñi faatu ci mine yooyu di ay militaires ñu tuddee leen ay jàmbaar ñu ngi massawu seen i njaboot ça aussi c'est une information qu'on a eu hier. Voilà. Allez, 88 628 22 22 88 628 04 05 pendant que may téléspectateurs yi ñuy composé benn ci numéro téléphone yi tonton Mac mën nga ñu tegal woy bi ñu tànn tey pour yeewee ko téléspectateurs yi Pape Diouf ak Génération Consciente une très belle chanson d'amour moom la ñu xëyee tey baaxee leen ko buñ ci noppee daañu dem ak yéen ci publicité yi et puis pendant que muy jàll occasion la pour ngeen composer benn ci numéro téléphone yi 88 628 65 65 comme vous le voyez comme ça ci suufu écran bi ku dugg léegi boo ñu waxee sa soxla mën nañu koo faj fii ba 11h. c'est vrai que yéen ñëpp namm ngeen baali namm ngeen fecc namm ngeen baali namm ngeen ambiance namm ngeen feetu namm ngeen bégal seen bopp parce que ambiance yi itam dañ ko daan dund Pape Diouf par exemple bu daan tëgg day fees dell ñoom ñëpp noonu la mais malheureusement période bi loolu yëpp dafa manqué xanaa rek ngeen muñu rek ba keroog ñuy ibbi boîte yi ibbeegul wala yoo xamoo ci dara. xam nga lépp ubbi nañu boîte wala ubbeeguñu boîte ubbeeguñu boîte d'accord kañ la ñuy ibbi boîte on ne sait pas mais bon ñëpp a nam baal Pape Diouf voilà c'était notre chanson du jour boobu lañ leen tànnaloon pour bégalee leen ko ci suba gi xam naa bu ci xajee daañu ci ñambaas Kumba Gawlo pourquoi pas daañu ci ñambaas Kumba Gawlo ma xu seetal ñu siyoo foofu siyoo si yaaya siyoo de beragarago moo mun a way nag non Kumba Gawlo moo mën a woy ab woykat la boo xamante ni man damaa foog ni Kumba Gawlo Mbenn Jaata Seck dafa am lu leen di woyloo ñu mën a woye ngoogu hee Kumba daa mën a woy de yow nag bëggoo Kumba Gawlo yow coro kii nit la waaye kii nu mu neex di yëngu rek te mu woy leen Ndiaye Mbissane woyu te mu woy leen woyu non damay ruube ay ruube la donc Kumba Gawlo bu ci xajee elle va chanter pour nous benn extrait wu album boobu la mu tuddee woon Terroir on l'aime tellement parce que ndaanaan la donc on la retrouve dans quelques minutes en attendant 9h46 je rappelle que bu 10h jotee dinañu dem fi nga xam ne ni mooy ministère de la santé et de l'action sociale bu ko defee ñu xool bilangu tey bi tombé ak mardi 16 juin 2020 tolluwaayu feebar bi fii Sénégal virus boobu la di coronavirus actuellement lëmbee àddina à un point inimaginable dëgg la nit ñi dëkk yi ñu ngi gën di wàññi mesures yi nga xam ne ni jëloon nañu ko mais ça veut pas dire que feebar bi dafa dañ carrément wala virus bi existé tout ça existe mais bon ils ont compris que mënuñu quand même bañ a dund ndax feebar boo xam ne dafa poussé ñëpp ñu tëj seeni dëkk ne nit ñi toog leen seeni kër bu leen génn ñii confiné wu ñii couvre-feu alkaati yu dóore fii ay yooyu ay mbir yoo xamante ni kenn mësu ko woon gis man ñaanuma woon yàlla sax fekkee jamono bi li may bëgg mbaboor ak événement yëpp ñaanuma woon yàlla sax fekkee jamono boo xamante ni vraiment àdduna yëpp ay bloqué daanaka donc regardez ces images mooy li ñu am ci fii feebar bi tollu un peu partout à travers le monde virus la boo xamante ni du Afrique rek la sonal du Europe rek la sonal du Asie kese la sonal du Amérique rek la sonal mais àddina wërngal képp actuellement ñoo ci jaaxle et malheureusement il y a beaucoup de morts fii Sénégal am na ay nit yu faatu États-Unis beaucoup de morts Brésil bokk na ci dëkk yi nga xamante ne actuellement ñoo gën a am ay nit yuy faatu ci Covid-19 bi boo demee ci ay dëkk yu mel ni Italie ak Espagne il y a quelques semaines derrière ñoom bokkoon nañ ci dëkk yi gën sonn
ci li nga xamee ni mooy crise sanitaire bi la nga xamee ni lëmbe na àddina. rappelez-vous Chine la jóge woon. et actuellement même Chine codong ñu koy wax sànq am na ay dëkk yu ñu gisaat ni feebar baa ngi fay gën a yokkuwaat loolu nag jaaxal na kudul liggéey sax ci wàllu wér-gu-yaram donc engagement bi du ci autorité yi rek lañu ko war a xaar ñun ñëpp ñoo war góorgóorlu kenn ku ne yokk Pastef ba nga xamee ni affaire bi peut-être dina bañ law ci dëkk yi li ci doy waar nag mooy da ngay gis koo xamee ni day takk masque di raxasu di respecter mesures yi nga xëy ñu ne la coronavirus na loolu moo bizarre ci coronavirus bi y a plein de gens yu ma xam yoo xamante ni ñoo dàq takk masque. ñoo dàq diwoo gel alcogel la tudd xaw ma alcoolique. xaw ma nan la tudd. mooy boobu rek ñu tocc micro. te muy dindi microbe yi pare. donc y a plein de gens yoo xamante ne am nañu feebar bi et malheureusement ou heureusement man dama yàgg gis ni dañu respecté woon mesures yi donc doo sax xam. finalement affaire bi dafa sew. virus bi dafa sew trop. c'est compliqué doo ko mën a comprendre. wax nga ko ñi yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram sax. yëf yi da leen jaaxal. ba nga xamante ni à un point bu par chaque jour nga gis ni yëf yi dañuy seetlu mutation ci moom day changer virus bi duñ ko mën a canaliser exactement fan la donte nag am na yenn dëkk yi nga xamante ni déjà commencé nañu di xool nan la ñu mën a dem ba am seeni vaccin ñu ngi ci di xalaat mais peut-être vaccin yi at yi app bi ñu ko yóbbu dafa sori ndax ñi ngi jàpp ay 18 mois. mais vaccin tamit du noonu. du noonu il faut mu nekk ay xalaat loo xamante ni toog ñu réfléchir ci xool surtout virus bi nga xamante ne dafa ñëw bett waa àddina en tout cas nekk na situation bi nga xamante ni vraiment compliqué na ba nga xamante ni monde bi ku nekk ngi jéem a xool wut pexe ba nan ngay mën a def ba xeex li nga xamante ni mooy feebar bi waaye surtout tamit di xalaataale économie bi ndaxte mënuñu rek tëj nit ñi ñu toog boo xoolee Europe actuellement ñu ngi ubbi ndànk-ndànk dëkk yi nga xamante ni sonal nga mi ngi mel ni day jógee Europe déplacé wu actuellement mu nga Amérique nga xamante ni sonal na leen mooy Amérique latine ak fi nga xamante ni aussi mooy Amérique du Sud ku ci mel ni Brésil nga xamante ni actuellement nombre de décès yi dafa bari lu tolloog 44 118 personnes yoo nga xamante ni génn nañ ci àddina fële ca Brésil donte ba tey président ba di Jair Bolsonaro mi nga xamante ni ba tey gëmul ni yëf yi am na moom mi ngi continuer def bain de foule am mi ngi continuer di def ay activités am normalement mais nag ci biir réew ma am na ñi nga xamante ni ñu ci bari ñu ngi koy critiquer ci li nga xamante ni noonu lay gérer Covid bi fële ca Brésil moom tamit dëkk ba yëf yi di gën di yokk à chaque fois te nekk na situation bi nga xamante ni ñëpp a koy dund te compliqué na Pape Cheikh. voilà donc Brésil bokk na ci dëkk yi nga xamante ni actuellement ils ont plus de morts. par rapport ak Covid 19 bi regardez encore carte bi nga xamee ni mooy wane évolution feebar bi. Un peu partout à travers le monde l'autre carte pour ñi nga xam ne ni ñoo ko gisul donc fii la mbir yi tollu en attendant ñuy amaat bilan bu tay bi fii ci Sénégal nag dinañu am bilan boobule dans 9 minutes puisque fi ñu koy jëlee mooy ministère de la santé et de l'action social donc gis ngeen ci image yi Brésil actuellement noonee la ñuy génnee seeni cercueil comme ni ñuy génnee mburu comme quoi ña fay faatu ci Covid 19 bi dafa takku bu xaw a doy waar donc ñoom li ngi génnee seeni kees di ci def seeni néew pour dem suuli leen hôpitaux yu fees dell loolu nag bokk na ci li àddina di naqarlu fi mu toll tembe ndaxte foofee la feebar bi toll foo demee dëkk bu mel ni États-Unis itam bilan baa ngi yokk tout le temps boo demee itam ci yeneen i dëkk muy Sénégal ñoom ñëpp daanaka ñu ngi am ay cas donc cas yooyu nag nee ñu bu ñu ko bëggee moytu nañu gën a respecter li ñu tuddee mesures barrières regardez encore ces images qui nous viennent ci ay dëkk ak ay reportage yoo xamante ni télévision étrangère yaa ngi koy def ci feebar bi ni mu sonalee dëkk yëpp loolee itam di crise boo xamante ni àddina yëpp a jaaxle fi mu tollu tembe malheureusement mu ngi bëgg yàgg ça fera plus de 3 mois je pense décembre 2019 la tàmbali woon ba actuellement ñu ngi ci mois de juin 2020 donc 6 mois àddina di dund crise bu doy waar da ngay dem sax ba dootoo xamati
looy wax. puisque président yi wax nañu ministres yi wax nañu woykat yi wax nañu sportifs yi wax nañu créé nañu ay challenge woykat yi woy nañu Covid 19 ba léegi malheureusement mu nekk fi et moi je pense que bi àddina sosoo ba léegi c'est la première fois. crise sanitaire bu mel ni am. li ci doy waar nag mooy mën nga bañ a gëm feebar bi. ba keroog muy dal ku la jege. loolu moo xaw a garaaw ci feebar bi moi je connais plein de gens yoo xamante ni gëmuñu ko woon ba keroog ñu am jege ñaale boo xamee ni am na ko. alors du gàcce du feebar boo xamee ni daf lay dal rek nga faatu am na ñu mu dal ñu wér. et y en a plein ñooñu ñoo ëpp yenn saa yi man ma tooñ ni boo demee feebar bi dugg na ci man ba dem te yëguma ko. parce que affaire bi dafa bizarre. yenn saa yi nga nekk ak koo xamante ni dañ lay wax ni am na ko te da ngeen jege woon lool nga dem ñu testé ko mu positif yow ñu testé la nga négatif. feebar bi moo seytaane. te lu doy waar la man j'ai connu quelqu'un boo xamante ni ci cas yu gën a garaaw la nekkoon ki ko doon fob di ko yóbbu hôpital. ñoom ñaar la ñu testé moom ki feebar dafa am coronavirus ki ko doon fob di ko yóbbu ñu testé ko mu négatif. affaire bu doy waar. da ngay dugg ci kër. gis koo xamante ni moo nekk ci kër gi nekk ak njabootam et tout ça ñu testé ko mu positif testé njaboot bi yëpp. ñu négatif. donc c'est tellement bizarre comme feebar. kenn xamul. kenn du xam sax loo ciy wax finalement. parce que muy rajo yi muy télé yi on en a tellement parlé on a tellement communiqué ci feebar bi au départ il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu peur mais léegi li ñu bëgg mooy ngeen bàyyi ci xel rek te bañ a ragal li Mbaye Dieye Faye doon wax ni bul toppatoo mais dee ko sóoraale voilà bu leen ci tiit mais dee leen koy sóoraale jarul tiit parce que du la dal rek nga faatu liñ ciy bañ kay mooy nga wàllu ko koo xamee ni am na déjà feebar bu chronique bu nekk ci moom moo xam mag bu am ab jàngoro wala xale bu am jàngoro déjà donc kooku bu virus bi duggee ci yaramam paraît-il selon ñiy liggéey ci hôpitaux yi ñoom ñi nekk kër docteur parce que ñoom it sax affaire bi daf leen jaaxal selon daal liñ ci waxagum ne bu fekk na feebar ci sa yaram mën na yokku mën na indi ay gàllankoor mais terewul tous les jours nga dégg ñu ne la scientifique ya nekk Angleterre defaat nañu recherche gisaat nañ ci lu bees tous les jours nga dégg ñu ne tubaab sàngam def na ci recherche gisaat na ci lu bees comme affaire bi nag dafa compliqué bu yeboo rek ñu gën moytu bu ko defee du law ba fii yeneen dëkk yi toll yéene wuñ leen ko ñaanuñu yàlla itam Sénégal toll foofu li ñu war rek mooy gën a respecter yi ñu tuddee ay mesures barrières en attendant ginnaaw lu mënta ñàkk faaw mu am bu leen fàttee enveloppe yaa ngi tegee on vous offre beaucoup d'argent xaalis bi ñuy mayee rek ay xaalisu ndimbal la ku nekk bu ci sa wërsëg nekkee mën nañu leen ko baaxee ma mayaat leen encore quelques minutes ngeen composer ou quelques secondes puisque dans quelques minutes dinañu dem ministère de la santé et de l'action sociale pour xool tolluwaayu crise Covid 19 bi en attendant quelques secondes pour vous ngeen composé benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 20 20 numéro téléphone la 88 628 72 86 mën ngeen cee woote léegi 88 628 04 05 mën ngeen cee woote itam wala 88 628 22 22 ak 88 628 65 65. am na téléspectateur déjà yu dugg ki woote sànq may nañu ko 50 000 parce que soxlaam urgent wul woon téléphone portable la bëgg mais na jàpp ci 50 000 yooyu am na kuy dépense junni par jour jox naa ko 75 000 loolu itam ndimbal la bu dee am ngeen ay soxla yoo xamante ni bëgg ngeen ñu fajal leen ko woote leen léegi nii yeewu leen moo leen koy baaxee fii ba 11h 88 628 20 20 wala 88 628 65 65 balaa ñuy ñëwaat ci fi ñi nar a jëm léegi nii di ministère de la santé et de l'action sociale ñoom ñu ngi waaj pour joxe évolution feebar bi tey mardi 16 juin 2020 allez quelques secondes ma mayaat leen tuuti battement wala délai rek may leen battement ngeen composé benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 ndugu weer facture courant dépense
enveloppe bu 100 000 wala 50 000 lépp ndimbal la. Voilà, vous avez encore quelques secondes pour mën a dugg. Allô allo 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 ma fàttaliwaat leen ni bu ngeen composé comme d'habitude bu dee dafa xaw a mel ni lu saturé soit da ngeen di raccrocher composé waat même numéro téléphone bi wala ngeen raccrocher tànnaat beneen numéro de téléphone parce que numéro yi yëpp actuellement ay numéro yu disponible la pour ndimbal yi nga xam ne ni moom la ñuy séddalee ci yeewu leen bi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 en même temps ñuy xaarandi li nga xamee ni moo nar tukkee ci ministère de la santé et de l'action sociale jëm ci bilangu tey bi donc ñu ngi leen di xaar di nuyu waa Angleterre Kumba Mboor Samb xaali Bigué Maar ñu ngi lay béggee bu baax ak sénégalais yi nekk bitim réew yëpp àndandoog ñun ci suba gi ci télévision Futur Média Kumba Mboor moom it suma jigéen la mbokk ndayam Ngoné Ndiaye géwél Kumba Mboor ñu ngi lay béggee bu baax di béggee itam sénégalais ya nekk Angleterre suma yaaya nga foofu Daba Sarr yaayu seex yi ñu ngi leen di xalaat on pense tellement à vous yàlla na suñu borom sàmm leen c'est vrai que crise bi fépp la waaye yéen ñi nekk bitim réew dañ leen di xalaat bu baax donc ñu ngi béggee bu baax Daba Sarr ça c'est la petite maman depuis Angleterre ñu ngi koy béggee bu baax dem dëkk bu ñu naan Paris fekk fa Xadiloo borom restaurant bu mag boobu la ca France ñu ngi koy béggee bu baax fàttewuñu itam suma xarit kor Buuja Baay Marème Ndiaye Gawlo Sirek Soogi itam ñu ngi koy béggee bu baax moom it ma nga foofu ca France Marème Ndiaye Gawlo moom it ñu ngi koy béggee bu baax ak yéen ñi àndandoo ak ñun ci suba gi ci télévision Futur Média 10h mooy doog a jot ñu dem fi nga xam ne ni mooy ministère de la santé et de l'action sociale fekk leen fa bu ko defee ñu defal ñu bilan wu tey bi feebar bi nag liñ ci amagum ba fii laataa ñoom ñuy joxe bilan bu bees 7 millions 925 237 cas mooy lim bi am ci àddina wërngël képp lu toll ci 3 millions 783 781 mooy ñi ci wér et puis àddina am na ba démb 43 648 nit yoo xamante ni ñoom ñoo faatu malheureusement ci Covid-19 bi alors Mauritanie mi jibile fan yële ne amatuñu cas actuellement ñu ngi toll ci 83 décès ba démb États-Unis itam lim baa ngay yokku ci ay nit yuy faatu Cameroun waxi nopp Mali itam am nañu lu toll ci 104 décès France 28 410 décès maara day taali comme quoi nanu gën góorgóorlu respecter gestes barrières yi donte affaire bi dafa bëri ay zone d'ombre ñu bëri ci xalaat lu ne yenn saa yi sax da nga naan affaire bi est-ce que existé na parce que doo comprendre li xale yi naan doo xam sax donc dina màtteem du màtte balaa caag nga bañ cee dugal sa loxo am naap amul takk leen masque yi rek bu ko defee ngeen mën a protéger seen bopp protéger itam ñi nga xam ne ni ñoom ngeen di nekkal donc bu fekkee jàppandi na fële nga xam ne ni moo di ministère de la santé et de l'action sociale ñu bàyyi leen ak ñoom bu ko defee ñu defal ñu bilan wu tey bi bu ñu noppee nag ñu doog a ñëw ci quelques sujets yu ñu leen préparel bokk na ci fréquentation plage yi voilà donc ñu dem ministère de la santé et de l'action sociale pour point wu tey bi tombé ak mardi 16 juin 2020. Communiqué numéro 107 de ce mardi 16 juin 2020. Le ministère de la santé et de l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 999 tests réalisés, 74 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,4%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 64 cas contacts suivis par nos services,
10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Point E 2, HLM Grand Yoff 1, Yeumbeul 1, Rufisque 1, Diourbel 1 et enfin Touba 4. 101 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont dans nos services de réanimation. 6 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce lundi 15 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5247 cas ont été déclarés positifs, dont 3525 guéris, 70 décédés et donc 1651 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Tey bésu mardi 16 juin 2020 ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di waaj a limal ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif juróom benn fukk ak ñeent ay cas contact lañu ñu am fukki cas communautaire ñaar ci Point E benn ci Grand Yoff benn ci Yeumbeul benn ci Rufisque benn ci Diourbel ak ñeent ci Touba téeméer ak benn malade ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service su réanimation ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan juróom benn malade ñàkk nañ seen bakkan ci lundi muy démb altine 15 juin 2020 ci bésu tey dalee ko ci cas bi nga xam ne moom lañ njëkk a am Sénégal wàññi nañu juróomi junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaari cas yu positif ñetti junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom wër nañu ci juróom ñaar fukk ñàkk ci seen bakkan mu des junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak benn ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmanteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe bés bu nekk maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. kon docteur Aloyse Waly Diouf ñu ngi koy gërëm bu baax tey ci suba rek dégg nañu waxtaanam ak Mamadou Mouhamed Ndiaye mu doon ñaaxee ci li nga xamee ni moo jëm ci évolution feebar bi léegi nag mu defaat point bi liñ ci jaaxal mooy limub ñiy faatoo ngi yokku démb rek ci altine bi wax na ko léegi lu toll ci juróom benn nit ñoo faatu ci Covid 19 bi ba léegi it ci goxaan yu bëri ci réew mi ñu ngi fay am ay cas donc on va débriefer point bi en quelques minutes Thioro Mamadou Ndiaye donc 6 morts 6 décès diggante démb ak tey. voilà li ci loolu mooy xëj na li nga xamante ni mooy gën a attirer suñu attention tey muy juróom-benn nit yi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan donc buñ ko xoolee Pape mel na ni yëf yi day gën di yéeg parce que par benn lañ doon faatu finalement ñuy faatu par ñaar démb on était à 4 cas de décès aujourd'hui 6 cas quand même bëri na ni nga ko waxee te malheureusement joxatuñu information
information yu bëri par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñàkk seen bakkan mais boo ko seetloo ba seet li wër te wóor mooy ñi ëpp ci ñoom dinañ ëppal 50 ans ëppal 60 ans jëm kaw donc mooy delluwaat ci li ñu doon wax boobu ak léegi il faut que ñu sàmm mag ñi parce que ñoom ñooy gën a loru ci feebar bi nga xamante ne moom moo di coronavirus mais beneen constat bi tey Mamadou Ndiaye mi ngi koy sànq mooy test yi dafa wàññeeku fan yi on était à un peu plus de 1000 tests yu ñuy effectué aujourd'hui 999 tests la ñu daal di def ci 999 tests yooyu 74 ñëw nañu positif ñu gis ne nag 64 yi ñu ngi nekk li nga xamante ne moom moo di cas contact mooy ñoo xamante ni jot nañu jege ñu amoon feebar bi mais ba tey casse-tête cas communautaire yi mooy wéy di ñu sonal parce que cas communautaire yooyu la tey dafay doon lu nga xamante ne problème lay doon parce que ni ñuy def ba retracer waat ñi nga xamante ne ñëpp ñoom la jot a nekkal en contact ak yooyu beneen feebar beneen coono lay doon donc loolu itam faaw ñu bàyyi ci xel tey ñu gis ay zone yoo xamante ni wala zone boo xamante ni xëj na bokkul woon ci cas communautaire yi boobu ak léegi tey ñu lim ko ci muy Point E ñoom ñu am ñaari cas communautaire HLM Grand Yoff am benn Yëmbal am benn Rufisque am benn Diourbel am benn Touba am 4 cas communautaire donc loolu problème la boo xamante ni nii bokk na ci li yokku jafe-jafe ci wàllu feebar bi mais leneen loo xamante ni xëj na tey xaw na neex ci xibaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy tey dañu bëri ëpp sax ñi nga xamante ne ñoo am tey feebar bi téeméeri nit ak benn ñoom wér nañu ba fi mu toll nii dinañu génn ñibbi ci seen ay kër 22 cas grave ba tey ñoo nekk ci li nga xamante ne moom moo di ci structure yi. alors déggatuñu la parce que defe naa sa micro dana ci biir. waaw wax nga ba mu dugg boo ko mënee génneewaat. waaw da nga koy génne te bàyyi réegi temps bi amatul 10 heures 1 heure de temps moo ñu dese eewaa ngi pour di pare pour wax léegi wax nga ba sa bi ci yëf wadd beneen record leneen li nga xamante ne mooy luy am mooy record bi nga xamante ne am nañ ko ci en un jour mooy benn ci bis yi 6 morts ci lu nga xamante ne depuis ba pandémie bi commencé ba léegi fii ci Sénégal mi ngi doog a am ñu ngi doog a wàññi lu tolloog ci juróom benn nit yi nga xamante ne voilà ñoo ñàkk seen bakkan mi ngi doog a am en tout cas nekk na li nga xamante ne loolu mooy yóbbu bilan bi ba ci 70 depuis bi nga xamante ne pandémie mi ngi fii ci Sénégal loolu nag nekk na situation bu compliquée. leneen li di cas communautaire yi toujours entre Dakar ak Touba wax naa ko région de Dakar bi nga xamante ne actuellement ci 10 cas communautaires yi je pense 6 yëpp Dakar la mu nekk beneen problème toujours Dakar épicentre pandémie bi fii ci Sénégal toujours Dakar ci cas communautaire li ñuy ëpp lu ñuy wàññi ci ay nit yi nga xamante ne ñoom la dal fii la ci diggante Dakar la ak fële ci Touba nekk na tamit li nga xamante ne constat bi def nañ ko tey en tout cas di wane ni situation bi mi ngi gën di doy waar waaye ni ñu doon wax sànq rek toujours fexe nu ñu mën a defee mesures barrières yi respecté li nga xamante ne ñoom la ñu waa kër docteur digle nekk na lu am solo waaye tamit fexe tamit ba nga xamante ne tamit beneen li nga xamante ne mën nañ jàpp ni mooy li xibaar bi gën a neex tey mooy ñi wér ci feebar bi tey li nga xamante ni toll na ci téeméeri nit ak benn loo xamante ni vraiment nekk na lu am solo li nga xamante ne tey mën nañ jàpp ni tey ci point du jour bi gannaaw juróom benn nit ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ñii ñu wér tamit vraiment nekk na li nga xamante ne tey moo nekk point li gën a am solo tey ci point du jour bi Pape Cheikh. voilà donc 6 morts démb lundi loolu mooy évolution feebar bi fii ci Sénégal on vous fera l'affiche partagé leen ko ci Facebook bi comme ça ngeen xam tey ci lundi bi lan lañ ci jot a am comme ay xibaar jógee fi nga xam ne ni mooy ministère de la santé et de l'action sociale juste après publicité yi daañu àggali ak téléphone yi ci ndimbal yi ñuy séddale fii ba 11h ku dugg di nga ci am 50 000 100 000 dépense wala fayu courant wala fayu luyaas yeewu rek composé ñu teral la loolu yeewu leen moo koy def donc ñu ngi leen di xaar ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi dinañu waxtaane itam fréquentation plage yi actuellement ndaw ñi bu tàngoor jotee dañuy bëgg di dem plage mais malheureusement on leur interdit ndax crise bi daañ ci waxtaan et puis dinañu ñëw itam ci taxawaayu ay nit yoo xamee ni dañu leen ràññee ci internet bi ñii ñu tuddee leen influenceurs ñii blogueurs d'autres on les appelle des activistes seen taxawaay ci période bi la nga xamee ni période de crise la initiative yi nga xamee ni ñoo ngi koy jël on va en parler mais ce sera juste après cette page de pub je rappelle que pendant que publicité yi di jàll occasion la pour ngeen composer benn ci numéro téléphone yi ñu may leen battement publicité yi jàll ngeen di composer bu ko defee bu jeexee ki njëkk a dugg rek immédiatement dañuy faj soxlaam ci télévision Futur Média.
voilà merci d'être avec nous ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média on est ensemble jusqu'à 11h 10h23 mooy doog a jot ñu ngi leen di xaar ak seen i woote boo ko defee ko dugg ñu am lu ñu la teralee sujet bi ñuy jàll moo jëm ci fréquentation bi xale yi di fréquenter plage yi. ñu ngi ci jamonoy tàngoor sax dafa tàng sax ba doo xam looy sol il fait tellement chaud que tout le monde a envie d'aller à la plage mais dem plage itam wóorul ndax crise bi ñu nekk nii actuellement Coro. voilà Pape Cheikh ni nga ko waxee xam nañ ni période bi ci bi jamono di neex daf ñu doon fekk ci ñuy wàcc vacances nànk-nànk donc période la bu nga xamante ni plage yi bokk na ci lieu yi ñu doon gën a prisé rawatina ci ndaw ñi waaye nag ren tombé ak mbas donc bëri na ci fréquentation yoo xamante ni du li gën ndax ku wax plage quand même wax dajaloo mais bëri itamit plage yoo xamante ne dañ fay dem mu doon ay plage yoo xamante ni c'est interdit elles sont interdites à la baignade malheureusement xale yi ñoom xëj na conscience boobu yëpp amuñu ko ci mën nañu bañ a xam liggéey gi di riir ñoom li leen di neex rek mooy dem fi nga xamante ne moom moo di ci plage yi explication yi itamit bëri certains parlent de promiscuité donc nekk ci kër yi ak tàngoor bi dafay jafe ak yeneen ak yeneen ñu dem xooli reportage bi del si waat sim lay ñuy dékki door dellu sàkku ñaan di ñaan yàlla bu nangul lépp luñ ko ñaan seytaane de yàq xel di soppi xalaat di féewale àndandoo dal bu mu laal yaay. géej gi moom nu mu mel nii doy na waar parce que yaa ngi gis xale yaa ngi dajaloo fii ñii di football fii ñii di sangu fii rassemblement bi nii vraiment gouvernement war nañoo jàppale ñu xool ni ñuy organiser géej gi daal ba nga xam ne booy yi dinañ mën a nekk normalement ah. voilà ñu respecté mesures yi bañ a dajaloo nii takk masque kenn mënu leen ko mën a tere seen waajur yi kenn mënu leen téye. voilà kenn mënul ci ñoom dara bu ñu jógee kër gi di ñëw fii sax doo ko yëg vraiment doy na waar moom mënuñ ci dara. Cambérène moom ñun fii leen dëkk bi ñu juddoo ba tey ñu ngi fi mais dafa fekk ni dañ ko tàmm li moom tey jii boo leen ko bëggee xañ nga ñu lépp ndax tàngaay bi moom fii la ñam instant bii ñëpp xam na ni ñu ngi si tàngaay te instant bii nii moom Cambérène bi ñu juddoo ba tey bi ñu nekkee xale ba tey si géej gi la ñuy nekk. dafa am mbir yu bëri luy expliquer loolu ba benn moom mooy. dafa am benn légitimité médicale ak institutionnelle d'une part beneen part côté bi mu am légitimité sociale et économique ñaari légitimité yi yenn saa yi du ñu ànd maanaam li metti waa kër docteur di wax ak li gouvernement bi di wax ak nit ñi li ñuy yëngatoog ni ñu gisee mbir mi yenn saa yi day wuute. alors lii indi loolu nag yenn saa yi mooy nguur gi li muy wax yenn saa yi dadul dem ba xam nit ñi fi ñuy xalaatee ak fi seen xalaat yegg mu jël loolu en compte par exemple bu ñu nee pic bi temps la mais loolu nit ñi xamuñu luy pic. donc doo dégg mukk ci wolof ñu ci seen communication ñu wax pic lan la bu ñu nee taux de positivité français rek lañ koy wax duñ ko wax ci wolof pour nit ñi xam taux de positivité mooy lan. bu ñu nee plateau muy yoo xam ni dafa am solo pour comprendre épidémie bi nit ñi ci bëri comprendre ñu bu baax a baax feebar bi nu muy doxee ak fu mu toll. donc loolu benn cas la beneen cas la moom beneen cas bi mooy décalage bi ñu am maanaam boo ko dee xool ñun dañuy dund ñu suñu épidémie ñun épidémie tubaab bi la ñuy dund. donc benn jamono bi ñu naan tubaab bi ñu ngi ciy suul ñu bëri France Italie Espagne fii nit ñi dañoo tiitoon mais bi ñu demee ba benn jamono tubaab yi ñu ni ubbi nañu léegi nag Liga commencé waat na defe naa championnat Angleterre léegi mu tàmbale léegi xale yi dafa mel ni ñoom loolu la ñuy dund en fait donc ñun dunduñu suñu épidémie niveau épidémie tubaab yi la ñuy dund te ñoom dañoo defoon confinement total ba régler seen problème soo ko génn ñun jaaruñu ci loolu ba pare nag bëgg a yem ak ñoom fa ñu yem donc ñoom lu ñu def rek suñu xale yi jàpp ni loolu la ñu war a def. beneen aspect bi bu mujj bi nag mooy dañoo yéex a jóg ci approche communautaire bi maanaam wax ci biir kër yi parce que foofu tamit mooy kilifa yi nekk ci biir kër gi imam yi curé yi l'abbé yi bàjjanu gox yi chef de quartier yi nawetaan yi association femmes yi ñëpp wax ba nga xam ni nit ñi dinañ ko dugal ci seen bopp parce que loolu du bokk ak wax joo xam ni télévision lañ ko waxee wala rajo lañ ko waxee mais ci biir goxaat yi lañ koy waxee ba xale yi mën a téye seen bopp mën ni ndekete lii kat danger la bu ma fa demee mën naa ko faa jëlee indi ko ci kër gi wàll ko sama maam wala ma wàll ko sama papa te bu boobaa problème laa koy indil. mais xam nga loolu lii ma lay wax nii du ministère moo ko mën a wax du mais loolu ñi dëkk ci koñ bi
ñooy mën a dugg ci biir kër yi wax loolu ba nga xam ne xale yi dinañu gën a mën a comprendre affaire bi gën a mën a toog parce que xale yi tey jii ñi ngi football ñi ngi dem plage ñi ngi dajaloo yenn saa sax ñuy xeex ak takk der yi ni par force dañuy dem plage wala par force dañuy football donc dafa soxla dem ci ñoom expliquer leen ak langage ñoom bi ñu comprendre ba mu leer ci seen bopp bu boobaa dinañu yaakaar ni dina ñu am li nga xam ni moom la ñu soxla pour xeex ak waaw donc c'est vrai que xale yi il faut que ñu waxtaan ak ñoom quand même parce que li ñu xam rek la ñu xam li ñu xamul xamuñu ko donc boo dee communiquer baax na nga wàcc fii xeluk ñi ngay communiquer tollu pour ñu mën comprendre stratégie yi nga xamee ni teg nga ko ngir jéem xeex dara actuellement combat bi on le rappelle mooy éviter lawuk Covid-19 bi malheureusement ou heureusement ñu ngi ci période boo xamee ni période tàngoor la xale yi bu doon seen sago dañuy dem ay sorties dem ay plage actuellement plage yaa ngi fees dell ñu ngi ciy petit camp ñu ngi ciy football ñu ngi ciy sport ñu ngi ciy def ay sorties mais faites tout ba éviter feebar bi ndax jële ko ci plage yóbbu ko ci kër wàllu ko mag ba faatu itam am na leneen lu ko gën coono. am na leneen lu ko gën bàyyi te daf ci bëri ñoo xamante ne ils sont inconscients en fait te ñoom ñi nga xamante ni ñoo leen gën a mag war leen conscientiser sax bëri na ci itamit ñoo xamante ne yëguñu lu géej gi di riir c'est-à-dire xam nañ juste que feebar mu ngi fii xam nañ juste que nee nañ nañu takk masque mais réellement ni ñu war a imprégné woo ci feebar bi ba xam ana lan la bëgg ak ana lan la bañ xamuñu ko donc tey kooku dina jafe mu ne doomam defeel nii wala waxeel nii mais mooy li ñuy doon wax sànq boobu ak léegi xëy na bu kilifa yi waxee média yi ñu ngi essayer ñoom itamit di jouer seen rôle ci nu ñu ko mënee ngir ñëpp xam lan mooy tolluwaayu feebar bi ak li mu bëgg ak li mu bañ mais dafa am loo xamante ni c'est comme je disais tout le temps cas communautaire yi moom c'est l'affaire de la communauté donc day am fu muy toll li nga xamante ne moom la ñuy gën a soxla mooy communication de proximité wala communication communautaire entre guillemets su fekkee mën nañ ko waxee noonu li nga xamante ne moom la ñuy def jottalante de bouche à oreille ku nekk ci ñun ak ni nga xamante ne noonu la sa moroom mën a amee xam-xam bi wala mën a amee renseignement yi mu bëgg a am ci feebar bi yëpp bul ko xeeb nga wax ko parce que tey loolu mooy gën a mën a tax ku nekk mën a def loxoom ci xeex bi mais Pape ci biir jeunes yu inconscient yooyu dafa am ay ñoo xamante ne moom on est désolé de le dire du inconscience mais indiscipline la par contre c'est-à-dire ils veulent rien comprendre ils veulent rien savoir ñoom tout ce qui les intéresse c'est vraiment nekk ci seen happiness su bopp te jàpp nañ ni que seen happiness su bopp weesuwul bu ñu bëggee dem géej bu ñu bëggee lang oto bu ñu bëggee dem petit camp c'est pas possible en fait bu fekkee ni dañu nekk ci période boo xamante ne période de crise la rawatina crise sanitaire il faut qu'on essaie quand même de s'adapter par rapport ak li nga xamante ni noonu la loolu la jamono méngool ba keroog jamono di neexaat beneen constat bi Pape mooy bëri na ci ay plages yoo xamante ne dañ leen di fréquenter et c'est des plages interdites à la baignade xale yi nag bu ñu demee foofu xamuñu lu ñu interdire ak lu ñu interdireul lu leen neex rek la ñu xam donc ça également c'est un autre problème semaine dernière ci diggante ñaari fan géej gi rey na ñeenti doomi aadama donc loolu itamit problème la yu nga xamante ne il faut vraiment que ku nekk nga dugal sa loxo ci xeex bi en dehors de feebar bi nga xamante ne mën nañ ko fa jëlee parce que dañuy dajaloo mënuñu tey li nga xamante ne moom moo di coronavirus di rey géej gi bëgg a tàmbaliwaat di rey depuis ñu lever mesures yi par rapport ak tali bi gis nañ ni ay accident grave mu ngi commencé waat di am donc yooyu noonu yëpp buñ ko bëggee boole dafay metti te wax dëgg yàlla bëgg a xalam bëgg a nekk ci leneen mënuñu portendoo tous les combats donc il faut que ñu nekkagum ci ñun ñëpp benn combat commun muy daan coronavirus buñ ko defee ba pare après nag leneen lu ñuy nekkaat ñu nekk ci mais bëgg boole xeex yëpp day xaw a metti il faut que ku nekk dugal ci loxoom parents yi bu ñu sonn bu ñu tàyyi parce que faut que ñu vigilant quand même par rapport ak xale yi kër yi xat na promiscuité bi am na tàngaay bi am na dëgg la mais loolu noonu yëpp bu ñu wéree ba dund xëj na dinañ ko mën a saafara encore une fois ñu bàyyi xel ni que dem plage moom ren newuma du am mais c'est pas le meilleur moment fi ñu toll ni tembe et puis inconscience weesuwul la dernière fois j'ai vu ay xale yu taal ay pono ne dañu leen bàyyi ñu dem ci VDN bi ci plage Malibu bi parce que boobu aussi plage bu am buzz la boo xamante ne ñëpp fa bëgg dem yaatu na féex na mais bokkul itamit ci plage yi nga xamante ne wax nañ ni nit yi war nañ fa mën a sangu ba pare plage bi Pape li fa gën a doy waar mooy jege bi mu jege géej bi mu jege tali bi parce que ci VDN bi la nekk donc xale yi boo fay romb da ngay gis va et vient bi daw bi dàqe bi yéeg bi wàcc bi
comme si daal yëguñu sax ni ñoom daal nañu nekk rek ci seen bànneexu bopp moo tax il faut que vigilance am yenn saa yi mënuñ bëgg dafa bëri xale yoo xamante ne xëy na bu ñu waxee waxaat sa parents yi ne acca dem leen fowi boobu foog nañ ni géej bi rek mooy meilleur endroit pour dem fowi donc de grâce na parents yi gën a saytu ci téye xale yi ci biir kër yi mag yi itamit ñi am na ñoo xamante ne comme ni ko Mamadou Ndiaye waxee ci reportage da ngay gis ku dem toog ci écartam takk maskam toog di féexlu bu dee benn nit ñaar mën nañ ko gérer mais bu ñëpp xasee ba ñëw dootul mën a nekk donc li préférable mooy ku nekk toog sa kër dégg nañ li nga xamante ni moom la sociologue bi Djibi Diakhaté wax parce que pour nga mën communiquer itamit ak xale yi foog nga mën a am sociologie xam ku nekk ana fan ngay jaaree pour mën a waxtaan ak moom te loolu xëj na c'est pas donné à tout le monde il faut une communication communautaire ku nekk def ci sa loxo ku nekk ni mu mën a déggee rek nga waxtaanee ak moom foofu fekk si ko ci li mu nekk ngir mun ko ci jëlee yóbbu ko ci leneen au moins ak loolu dinañu mën a xeex li nga xamante ne mooy lawu coronavirus mais fexe itamit ba géej gi du faat xale yi. am na yeneen ndaw yoo xamante ni ay blogueur la ñu leen tuddee influenceur wala activiste ñu ràññee leen bu baax ci réseaux sociaux yi ñoom actuellement ñu ngi teg ay initiative yu am solo ngir ñoom it dugal seen loxo ci combat bi Mamadou Ndiaye. mu nekk lu am solo ñoom ñi nga xamante ne seen apport ñoom blogueurs yeeg activistes yi seen xam-xam màcc lool ci mbirum internet ak fi jamono ji toll di jéem a xool nan la ñuy def ba communiquer tamit ak xale yeeg ndaw ñi donte ñu ci bari ñu ci ëpp ñoom ñi ngi ci internet yeeg ñi ngi ci réseaux sociaux yi ku ci nekk nag ñaa ngi doon teg say initiative wala ñoom ñu def seen mbirum association teg seen initiative ngir xeex li nga xamante ni mooy Covid bi mën nañ leen dégtal élément bi nga xamante ni interrogé nañ kii di Dialli Badiane ak Oumy Régina Samb. Après 3 mois mën nañu wax ni vraiment sensibilisation bi ça a eu beaucoup d'impact même si suñu xoolee aussi ci chiffres yi jot nañu am cas yu gën a bari mais je pense que réseaux sociaux yi joué nañ un rôle important ci sensibilisation des masses ci adoption des gestes barrières aussi parce que dès le départ on a eu l'information sur le port du masque sur le lavage des mains et tout et sensibilisation dañ ko axé beaucoup sur les gestes barrières ba nga xamante ni au niveau des populations des jeunes parce que ils sont les plus présents aussi sur les réseaux sociaux il y a une large diffusion de ces informations là donc je dirais que le bilan est assez positif même si on constate que ni cas yi gën na bari mais quand même en termes d'impact du message en termes d'initiative il y a eu énormément d'initiatives à travers les médias sociaux les réseaux sociaux yoo xam ni sax amul dans les canaux de communication traditionnels donc mën nañu wax ne ci sensibilisation vraiment avec le Covid les réseaux sociaux ont joué un rôle important bañ na ko ba ministère de la santé gis nga seen point du jour bi dañ koy def en live sur leur page loolu noonu yëpp pour que ñëpp mën ci jotee et que message yooyu dafay continuer circuler sur les réseaux sociaux en statut sur WhatsApp et autres donc disons que ni vraiment sensibilisation bi côté boobu am na lu bari loo xamante réseaux sociaux yi apporté nañ ko ci. Pour nous, il est important de renforcer cela fexe ba nit ñi xam ne coronavirus mu ngi fi et que donte ku nekk mën nga dox say dox def li nga xam ne moom nga war a def mu indil ngeeneel ci wàllu koom-koom waaye dañoo war a xam ne dañoo war a sàmm nit ñi nga xam ne dañoo am yeneen feebar ñi nga xam ne dañoo gën a fragile am ay comorbidité yu leen di exposé maanaam ñoo xam ne dañoo féete mag wala ñi nga xam ne dañoo amee hypertension artérielle wala ñi nga xam ne dañoo des drépanocytaires ou asthmatiques et tout ñu sensibiliser nit ñi que fi mu nekk nii c'est clair que rester chez vous n'est plus d'actualité ku nekk war nga mën a doxi say soxla et tout waaye nañ wàññi seeti nit ñi ak seeti ñi nga xam ne potentiellement mën nañ leen exposé te ñu continuer aussi di fàttali li nga xam ne nag moo di geste barrière parce que dafa mel ni effet de mode la woon au début tout le monde savait qu'il était nécessaire d'utiliser le gel hydroalcoolique ou de se laver les mains à l'eau et au savon sol masque normalement mais tey jii seetlu bi nga xam ne moom lañ def nit ñi solatuñ masque normalement et tout raxasu bi option lañ ko jël def ko gel hydroalcoolique yi réer na ci saag yi wala sànni nañ ko donc avec dans cette deuxième phase de la campagne on va continuer à sensibiliser gën a ñaax nit ñi ñuy gën a jëfandikoo matuwaay yooyu noonu ñu gën a moytu ak ñu gën a sàmm ñi nga xam ne nag ñoo di mag yi ak ñi nga xam ne dañoo amee yenn wopp yoo xam ne bu leen coronavirus duggee dina leen jural leneen xam nañ ne nag ñëpp nit ku nekk moom da nga war a dee et tout waaye ca muy jot ak ci anam yu gën quoi moo tax ñu continuer xeex bi et bilan bi c'est relativement positif parce que nit ñi ñàkk nañ moyen et tout waaye terewul bëgg suñu
suñu askan mu ngi tax ba ñëpp ñu ngi def ay jéego di dugal seen loxo bu baax ci xeex bi te autorités yi aussi ils sont très ouverts te jox nañ ñëpp loxo pour ñu fexe ba jëlee fi mbas mi. Après 3 mois. Voilà, ça c'est les stars du web. Oumy, Régina et les autres ñu jël ay initiatives yu am solo di sensibiliser c'est bien et on les encourage ci li nga xamante ne ñoo ngi koy def ci ay initiatives Mamadou Ndiaye. wax na ko ñu ngi ci deuxième phase bi ci deuxième phase de communication bi surtout ci première partie bi dañ doon wax ay rester chez vous ak la toog yeneen di jëfandikoo yeneen expression yoo xamante ne ci internet bi ngir fexe gën a sensibiliser mais actuellement ñu ngi ci beneen phase bi mooy comme que ñu ngi commencé waat ubbi waat activités yi ndànk-ndànk yenn activités yi ñu ngi koy commencé waat donc il faut ñu amaat beneen communication boo xam ne dañ koy def ngir atteindre seen cible yi nag mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci internet bi te wax naa ko sànq sénégalais yi actuellement nii jeunes yi bu ñu doon fukk mën nañ jàpp ne juróom-ñeent ñëpp a ngi ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk Facebook Twitter ak wala Instagram wala ci WhatsApp yeeg ñoom ñëpp ñu ngi créer nag di def ay initiative yu am solo créer ay visuel def ay images yi nga xamante ni dinañ gën a mën a expliquer xale yi ngir ñu mën a comprendre feebar bi mais surtout fexe aussi protéger mag ñi nekk na lu am solo comme ni ko ñi nga xamante ni ñoom laa interrogé di Dialy Badiane ak Oumy Régina Samb ñoo xamante ni aussi ñi ngi yëngatu bu baax a baax ci mbirum internet surtout ay activistes yi nga xamante ni seen xam-xam ñu ngi koy partagé ngir fexe sénégalais yi ku ci nekk ci domaine bi nga nekk ngay gën a mën a xam bu baax nan ngay jëfandikoo lii di internet Pape Cheikh. Voilà loolu fu ñu koy jàngee pour nekk activiste wala blogueur. non du lu ñuy jàng blogueur neex rek nga nekk ko waaw d'habitude ñi ñuy wax blogueur parfois ñi ci nekk dañuy xam tuuti métier communication maanaam dañuy jaar ci école journalisme yi gannaaw ba daal di. ma ci xam te du ñaay journaliste bëri na. waaw bari na débat gisoo ñenn ñi ci yenn dëkk yi ci mel ne boo demee ay Côte d'Ivoire wala dara dañuy def blogueurs yi dañuy réclamé wu ne ñoom sax ay journalistes lañu donte. ñenn ñi dañuy débat la quoi dañuy def. mais daal du école du fenn da ngay ñëw rek ne yow kii nga activiste du école mais léegi nag ñi ngi commencé yenn écoles yi ñi ngi commencé def seeni matières yi ubbi def ci les nouveaux médias maanaam médias yu bees yi mooy médias sociaux yeeg yooyu di ko ubbi ngir permettre aussi ndaw ñi gën a am ubbeeku bu baax a baax. ci daal da nga leen di def daal teguñu ko fenn da lay neex rek daa nga am juróom-ñaari like ñaar fukki aimé ak 5 commentaires sa juróom-ñaari gel ak ñoo bokkal koñ ku ne apprécier li nga wax nga ni influenceur nga lii laa wax. non mais mani da nga leen ragal. non ragal ma leen di défendre man. influenceurs yi ak blogueurs yi bokkul influenceurs yi mooy ñi nga xamante ni bari nañ ay followers bari nañ ay ñi leen di suivre ci réseaux sociaux yi. actuellement nii réseaux sociaux yi dañoo nekk ci. waaye léegi bàyyi naa influenceur léegi blogueur ban école lañ koy jàngee ba ma ko bëgg a nekk. Mamadou Ndiaye nee na jàngewu ko fenn. non doo ci du ñuy jànge mais dañuy am expérience tuuti ci mbirum communication. ak na blogo activisto influenceur da ngay jël 6 bi nga dëpp rek. te blogueurs yi dañuy am blog parfois dañuy am ci ay thèmes ñoo xamante ne dañuy def blogging ci mbirum cuisine. ça c'est les anciens blogueurs. affaire bi tojagul woon ils avaient leur site internet. am seen blog leur blog et tout ça des articles yu baax. waaye léegi Facebook rek la ñuy rek di def une si longue lettre. mais yow ci mbokk man namm naa ñooñu man avant affaire bi toj. il y avait vraiment des journalistes avertis ñu amoon seen ay blog di alerter. di def ay papier di avertir. na mën naa période boobu c'était il y a 5 ans derrière. mais li ci ëpp ñooñu dañu doon défendre aussi liberté d'expression ndaxte boo xoolee médias classiques yu bari dafa doon am ay limites. dafa doon am ay ñu nga xamante ni aussi dañu leen di limiter ci yenn débat yeeg ci yenn sujets yi ñoom nag bu ñu amoon plus de liberté dañ doon am dem ci internet bi créer seen blog di gën a am liberté d'expression mais toujours dañ ko doon respecter ci normes yi mun loo xamante ni dina am ay règles yu ñuy jaar donc nag léegi nag affaire yi day gën di yokk xam nga nag. bu gënee yokk yëf yi day gën a jaxasoo ba dootoo xam qui est qui et qui fait quoi. merci en tout cas ñoom def nañu ay initiatives yu am solo ñu ngi leen ci gërëm bu baax donc des blogueurs des influenceurs et des activistes. xaaral mais man ci xaalis bi moo gën a wóor activer enveloppe yi merci Mamadou Ndiaye donc on vous attend léegi ñu jeexal il est 11h moins 19 11h c'est dans quelques minutes ñu waaj bàyyi leen ak Eva Tra mais en attendant ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 on vous donne encore quelques minutes le temps ngeen di composer anniversaire yi itam dinañu ko jàllale balaa ñuy jeexal donc on vous attend 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 séq ñu bàyyante toj na dëkk bi de. xam nga wooy bi
bu baax. dama foogoon ni blogueur nga yéen xamu leen yooyu. bañ blogueur yéen a gën a xam mooy. blogueur yi ko kilif. blogueur ko kilif. blogueur ko kilif. dañoo gaaw ci xaw ma lii di yi ñu gëmul duñ ko xam man yow yi ma naqari ba du ko waxee fii pour ma sécurité. waaw pour ta sécurité. c'est que ñu bàyyante moom en tout cas c'est une chanson qui fait chavirer les cœurs. Jaman Express il a beaucoup de talent on peut en profiter déglu ko sax le temps ñu leen di permettre ngeen di dugg bu ko defee ñu joxe enveloppe yu mujj yi dank fanaanal wala daas fanaanal enveloppe yu mujj yi la ñuy joxe léegi nii way la boo xamante ni dañu koy baaxee une des marraines de cette émission madame Fall Fabi on t'embrasse très fort di ci bëggal itam sunu xarit yi nga xamante ni ñoo xëy àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média c'est vrai que ñun ak yéen seekuñu bàyyante quand même. voilà maak yow seexuñu bàyyante du man du yow xol yi ñoo ko décidé ah j'adore ces paroles ouh là là c'est trop beau Jaman Express c'est vrai qu'il a beaucoup de talent et que OMB elle est trop belle c'est une chanson qui fait chavirer des cœurs quand même depuis que mu génn les gens apprécient et c'est dommage que période bi tollu guñu ci di invité def ay spectacle ay plateau avec beaucoup d'invités d'artistes et tout ça mais xam naa bu yëpp passé il fera partie de nos invités moom Jaman Express avec cette bien belle chanson ñu leen ci bégal yéen ñi àndandoo ak ñun ci suba gi di leen ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média ñu ngi préparer fête de la musique ce sera pour le 21 juin le 21 juin nag bu ren bi xam naa lépp dina digital puisque xam ngeen ni tendance bi léegi avec les artistes mooy di def ay concert ci seeni kër di ko def live Facebook Instagram il y a un programme boo xamante ni bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel avec notre ami J-Base qui sera ak beaucoup d'artistes donc dimanche 21 juin fête de la musique live online lay doon de 10h jusqu'à 18h ci www.maderpost.com wala ci Facebook Mako def di ngeen am possibilité suivre concert puisqu'ils vont tous faire de la musique ci fête de la musique le 21 juin donc de 10h du matin jusqu'à 18h des artistes à tour de rôle ñu def ay live vous pouvez suivre ça ci site internet bi di maderpost.com maderpost www.maderpost.com allez ci site internet boobule et puis le 21 juin ngeen suivre tous ces artistes ñoom Popese ñoom OMG ñoom Dread Matt, Dread Maxime Amar ak d'autres artistes qui vont jouer donc qui vont faire de la musique le 21 juin donc toute la journée 10h du matin ba 18h à suivre ci maderpost.com d'ailleurs J-Base ak organisateurs yi peut-être demain on les aura ci télé bi daañu jokkoo ak ñoom en visio bu ko defee ñu wax ñu naka la ñuy préparer événement boobu la nga xam ne ni ce sera pour le 21 juin d'ailleurs même fii ci télévision Futur Média on est en train de préparer yu am solo yoo xamante ni bëgg nañu ngeen dund li nga xamante ni moo di fête de la musique pour le 21 juin 10h48 balaa ñu jàll ci anniversaire yi ñu demaat ci enveloppe yi ñuy séddale depuis suba bu ko defee mu doon ay enveloppe bu ndimbal mën na nekk fay courant mën na nekk luyaas mën na nekk dépense 88 628 20 20 wala 88 628 04 05 ci télévision Futur Média dem ba Thiès nuyu suma maam Mami Kiné Adja Kiné Diouf Yatma ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar bu baax ak toute la famille Diallo nekk Thiès tata Ami Diallo madame Diop maman Adja Diallo yaayu Bijou Ndiaye di nuyu tamit ñoom Caro ak toute la famille ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média Adja Kiné Diouf Yatma Diouf Armong moom it yal na yàlla yàggal taxawaayam di nuyu tamit suma yeneen tati maman Fifi ak tati Aïta Sarr ñoom it ñu ngi leen di béggee bu baax di béggee itam Kaderlo ak technicien yu King FM première radio digitale du Sénégal temps yi dañoo abal waa King RFM ñoom Yacine Pouy ñoom ñëpp a ngi RFM Yacine Pouy bu RFM ñu ngi lay bëggee bu baax jaajëf waay Yacine allez on finit avec vos appels 88 628 20 20 ma mayaat leen quelques secondes le temps ngeen di composer benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi bu leen fàtte ni on vous demande de prendre soin de vous
ngeen moytu feebar bi tout en vous protégeant takk masque yi mais masque yi tamit na baax daal na rafet moo gën masque bi ma seen sànq Apulaay waxuma ak yow de yow dafa mel ni masque cuir nga takk déjà masque chirurgicaux yi rek nga xam ni moom lañ ñu conseillé pour nga noyyi ci c'est tout un problème mais on n'a pas le choix on est obligé de mettre pour nous protéger et protéger aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk autour de nous 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 le temps ngeen di composer on va en profiter pour souhaiter un bon anniversaire aux natifs de ce jour ñi nga xamante ni tey la seen bis il faut que ñu bégal leen di leen ñaanal gudd fan ak wér donc borom anniversaire yi tey mën nañ ci profito jàllale ko balaa ñuy xool appel yu mujj yi donc dañuy njëkkee ak anniversaire u Coro mu ndaw Coro tey la anniversaire man ki jël doomam tuddee ko Coro Mbaar Njaay daal laa xamul kooku kan la daal kan moo def lii ku def lii sama doomu baay sa doomu baay bi def na mbir de laay def na erreur kii mooy sama première turandoo j'en ai deux pour le moment kii mooy sama première bébé Coro maa ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire di la ñaanal gudd fan ak wér ak lépp loo bëgg lépp lu baax ci àdduna rek yéene naa la ko sama doomu bopp bi donc je te souhaite le meilleur sa yaay sa papa ñëpp ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire famille bi yëpp ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire xam naa dañ koy def anniversaire corona rek mais bon quand même grandi en âge en sagesse en amour comme ni ñu koy waxee nga màgg ba jëriñ ñëpp je t'embrasse très fort. Voilà bébé Coro on te souhaite un bon anniversaire di souhaiter itam un joyeux anniversaire à la cousine du grand frère kii tey la anniversaire am di Fatou Ndiaye naaru madame Diagne donc joyeux anniversaire à ma sister d'amour ma cousine mon amie sama partenaire Fatou Ndiaye naaru madame Diagne Ndiaye Maysa ak Sega Maysa ak Sega ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér c'est de la part de suma mag suma xarit Ibou Diop Ndiaye ca France nee na mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér loo dund doyul nga baax nga am jom nangoo liggéey te doon nit ku bëri valeur donc ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire Ndiaye Maysa loo dund doyul di ki nga xam ne ni moo di Fatou Ndiaye naaru madame Diagne Fatou Ndiaye on te souhaite donc beaucoup de bonheur joyeux anniversaire c'est de la part de toute la famille c'est de la part de Ibou Diop Ndiaye c'est de la part de sa ay xarit sa ay soppe ni nga mel baax na ba noppi donc loo ci yokk rek ñu jël ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér Fatou Ndiaye Maysa ak Sega on te souhaite beaucoup de bonheur happy birthday de la part de toute la famille tey ñoom ñëpp kenn ku ci ne mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér donc joyeux anniversaire à la cousine Fatou Ndiaye naaru madame Diagne Maysa ak Sega longue vie santé paix et sérénité d'esprit. Joyeux anniversaire à Séni Ami Gueye moom suñu rakk la suma xarit la bokk ci lingeeru Baye Cheikh yi Kulim Dioum waaye ñoom Jodo Mbaye ak toute la famille Mama Mbaye ak ki nga xamante ni mooy bébé Chou ak sa xarit yëpp ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér c'est de la part aussi de Awa Diallo ak toute la famille joyeux anniversaire à Séni Ami Gueye depuis Wakam loo dund doyul Séni Ami Gueye xale bu danse bi happy birthday to you. Joyeux anniversaire à Ndeye Mbène Nia moom it suma rakk la doomu Ajatou Ngoné Thioune ak suma papa Ali Niang jigéenu Cheikh Niang donc Ndeye Mbène ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire c'est de la part de waa Tawboy Abdou Diassé yëpp waa Camp Abdou Diassé yëpp ngi lay ñaanal ku lim jum mais daal ku ci ne nee na mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér donc Ndeye Mbène Nia happy birthday moom ñoo bokk yaay Ajatou Ngoné Thioune ak suma papa Ali Niang donc toute la famille Nia ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire Ndeye Mbène moom c'est la petite sœur ak képp koo xamante ni rek tey bisam la ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire yeneen anniversaire yi xam naa dañu koy jàllale rek bu ñu dee jeexal ci générique bi puisqu'il est 10h54 ñu ñëw bàyyi leen ak Eva Tra bu ko defee mu gunge leen ci yoor bi ci télévision Futur Média ci li nga xam ne ni moo di wareef xanaa profité ci rek peut-être joxe waat ci enveloppe yi mën nañ ci xool ay téléspectateurs tonton mag ci ginnaaw 88 628 20 20 allo. allo. kooku. man la Oulimata Diallo. Oulimata Diallo na nga def.
maa ngi fi rek Diallo yow tamit Diallo nga yaay sama doomu baay. yow de sama doomu baay ga su ma la jëlul woon dinaa am lu ma naqari. Coro moom at Mamadou Ndiaye. ñu ngi lay fay. di kontaan ci sa quartier général bi di nga ci def yëpp man tax nga koor gi kenn yëgatu ko ñëpp sant yàlla ndax yow di la ñaanal gudd fan gu wér. jërëjëf Diallo Jéeri jërëjëf Diallo. kañ Diallo Pape Cheikh. ah kontaan na ma lool sax. gën a kontaan jàkkaarloog yow nii ci télé bi rek xam ne maa ngi wax ak yow pour la première fois dama kontaan ba. wax ak man day sedd xol loolu dafay sedd xol xale bu dugg xol laa. xale bu dugg xol laa Diallo ah kontaan naa de fooy wootee. maa ngi wootee Sicap Baobab. Sicap Baobab ngay wootee naka waa Sicap Baobab. ah ñëpp a ngi ci jàmm. du ma la téye lu yàgg xanaa boo amee soxla wax ma lu ko may ma xool nu may def ak yow rek noo ko bëggee wax ma. xéewal gi rek bëgg ci xéewal bi xam nga sa yaay moom dafa bëgg xaalis. wallaay ni maire yëpp a yam yéen ñëpp a bëgg xaalis. Daba Jaxate maire Touré maire yëpp a bëgg xaalis. wallaay dëgg la soxna xale yi rek at nekk si ay kii rek xam nga soo yore ay xale moom noonu la. wallaay noonu la loolu mënul ñàkk xanaa ma xaarandi rek xaaral ma laaj waa Tani ñu xool ci ginnaaw lu ñuy def ak yow. yaay xam nga nu may def ak yow. waaw. man daal comme woote bi dafa dugg ci sama xol bii. waaw nuyoo naa la 10 junni. ah jërëjëf Diallo yàlla ngeen yokk ba yëg ko. allahumma amiin Diallo Jéeri. kontaan naa lool ni ngeen ma bettee yàlla leen ko suñu borom bettee. allahumma amiin. sox ma ne la élage ndax màkk metti na. waaw màkk daa metti de man de élage bi dama koo réclamé ba sonn. waaw moom nag dañ la ko war a def ndax coono ga fa nekk. wallaay jërëjëf yaay booy kontaan naa. maa la gën a kontaan Diallo. yàlla na la yàlla sàmm yow it bul raccroché comme ça ñu xool naka ngay def ba jot ci 10 junni yi. jërëjëf yaay booy kontaan nañu donc ñu ngi koy gërëm bu baax ay ca profité leen ngeen dugg gaaw ci minutes yi des ci émission bi 88 628 22 22 bu dee yéen a ngi doog a yeewu ba doog a jàpp télé bi c'est le moment ou jamais profitez-en appelez on vous offre de l'argent 50 000 la ñu may léegi suñu yaay ji nga xamante ni moom moo woote Baobab bu amee beneen téléspectateur itam bu nekk ci ligne bi mën nañu ko jël bu ko defee moom it ñu baaxee ko mën nañu leen fayal seen luyaas mën nañu leen fayal seen courant mën nañu leen jox dépense weer comme mën naa teq ci enveloppe rek yii def na 50 000 yii def na 100 000 ku dugg rek di nga am loo xam ne ni moom la ñu lay bégalee ci bëccëg bi ci télévision Futur Média 88 628 22 22 alors tout le bonheur sera pour Nafwa ak Yacine ça c'est les princesses de Madame Fall Fabi je vous embrasse très fort Nafwa ak Yacine on leur envoie de gros bisous Nafwa ak Yacine bisous à vous merci de regarder avec maman Madame Fall Fabi moom it sunu xol la elle est très adorable et moi je dis souvent yàlla nañu yàlla bàyyeek ñi gën ci ñun ndax yàlla mooy boole te yàlla bu la booleeg ay nit yu fidèle je parle bien de fidélité ay nit yu bëri valeur nga xam ni lépp dëgg la donc ñu ngi béggee bu baax Madame Fall Fabi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 20 20 donc enveloppe bi joxe nañu ko ba pare suñu yaay ji sant jàlloo ko moom ma xool bi ñaata la ah bi de 100 000 la waaw bi de ñaar fukk la bi 100 000 la 100 000 xobet 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ñaar fukki junni ak enveloppe bi ko def bu ci seen wërsëg nekkee léegi nii ma may leen ko donc lii enveloppe bu 100 000 francs la yóot ma bi waaw baax na bii enveloppe la bu def ndugg 1 mois boobu baax na bii enveloppe la bu def loyer luyaas bii enveloppe la bu def dépense bi tam ñaar fukk la voilà ñaar fukki junni ak enveloppe bi ko def 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voilà donc c'est pour vous yéen a ko moom Père Assane mais man xaw ma lu tax gendarme yeeg alkaati yu retraité yi dañuy wengal rek sama papa ni lay doxee Père Assane tamit ni lay doxee c'est quoi xaaral leen ko jàngaloon ne leen bu ngeen retraité rek de leen wengalu sama ñaari père yi dañuy wengalu rek Père Assane Ndong Alaaji Ababacar Diallo ça c'est mes papas allez il est 11h jot na donc
li ñuy def xanaa rek mooy lalli ba suba ñu dellu si bu leen fàtte ni xaalis bi jeexul tous les matins c'est pour vous dañu leen koy may diggante 9h jàpp 11h ci yeewu leen bi première matinale fii ci Sénégal lii nag je rappelle encore que du jeu concours du lu ngeen di gagné ay jàppandal la rek yu ñuy séddale dañ leen di dimbali jàppale leen ci Covid bi ci crise bi nga xam ne ni daanaka ñu bëri mënatuñu joxe dépense ñu bëri seen liggéey dafa tagga témbe donc taxaw boobu seen i activité taxaw moo tax ñun on fera le maximum di leen dimbalee ay enveloppe yii 50 000 yii 100 000 ak it ku ci am problème mu lu yaas ñu fayal la ko su fekkee mën na nekk ku ci am facture courant boo fayul boobu ba tey ñu fayal la ko su mënee nekk donc tous les matins na ngeen ci bàyyi xel en plus de sujet yu am solo yu ñu leen di préparer on vous offre des enveloppes yoo xamante ni ay enveloppe bu ndimbal la ndax période ndimbal la bu ñu demee nag ba lépp passé ci crise bi ñu doog a delluwaat ci jeu concours yeeg yi ñu leen daan organiser ngeen mën di ci gagner ay oto ak yu am solo yoo xamante ni mën na seddal seeni xol mais en attendant comme tollaguñu ci jamono jeu concours dañ leen di dimbali rek xaalis bi yëpp yéen a ko moom ku ci sa wërsëg nekk boo yeewoo suba bu 9h pile jotee boo wootee ci benn ci numéro téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi bu ci sa wërsëg nekkee rek dinañu la ko yónnee bu ko defee mu nekk ndimbal ci période bi da nga xam ne ni période de solidarité la merci Mamadou Ndiaye et à demain incha allah. merci beaucoup Pape Cheikh merci téléspectateurs yi ñu doon seetaan ci suba si di leen jox dig daje suba incha allah di nuyu sama waa koñ ba fële cité Ndeye Marie di leen nuyu bu baax population bi bari na ci aussi ñi nga xamante ni ñi message yi tamit yéene nañ leen ci boo leen wootee rek incha allah ngeen am ci jërëjëf. waaw donc woote la rek ah. wallaay ni woote la ku ci sa wërsëg nekk rek di nga ci am yu ñuy mayee la en fait donc bu dee lu ñuy mayee la c'est moins compliqué que ay jeux concours et que teg nañu ay numéro téléphone yu bëri 628 20 20 donc à chaque fois ngeen woote rek bu ngeen ñu jotee en direct ñu jox leen ci ndimbali Mbayang Guène ça c'est la petite sœur elle nous regarde depuis Paris alors Mbayang je t'embrasse très fort c'est dommage que bi ngay yeewu bay taal sa télé dafa tombeek may tàggoo donc rendez-vous demain je pense que bokk na ci ñi nga xam ne ni yëguñu woon ne yeewu leen bi tàmbaliwaat na oui tàmbaliwaat na depuis démb lundi c'est vrai qu'on n'a pas fait de communication dessus parce que tàmm ngeen ko mais demain on sera là encore dañoo wàññi effectif bi man Thioro ak Mamadou Ndiaye ñooy nekk ci plateau bi ñu dandante distance bi toll ci 1 mètre le reste ñoom Mado ñoom Bijou Ndiaye ñoom Maymouna Gueye ñoom ñëpp Dieynaba Seydou Ba ñu leen di fekk seeni kër en mode visio télétravail parce que loolu la jamono laaj te xam ngeen ni coronavirus bi daa yab TFM te ñun dañoo xaw a weex donc duñ ñu baal dara yenn saa yi bu ñu deful dara sax il faut nga gis ay nit yu créer ay article sosol ñu wax ñu ñaaw yoo xamante ni existé wul donc comme dañoo weex donc bugguñu coronavirus bi ñëwaat fii moo tax ñu wàññiwaat effectif bi équipe technique bi ils sont au nombre de 3 maximum 5 plateau bi itam man ak Thioro ak Mamadou Ndiaye ñoo fi ne le reste on les retrouve à tour de rôle ci seeni kër def li tubaab tuddee télétravail voilà donc loolu rek la ñu leen mënal et on espère que yéen a ngi rafetlu di béggee programme yu télévision Futur Média merci Thioro yow itam à demain. merci Baye merci Alaaji Baye voilà à demain inchallah pour beneen yeewu leen. remercier Ma Glamour pour ma robe chemise elle est à Dieuppeul 3 elle est joignable au 77 703 15 25. je t'embrasse très fort et te souhaite de passer une agréable journée ma belle merci pour la tenue voilà sœuru Mamadou Ndiaye la donc voilà suñu sœur la ñun ñëpp Ma Glamour on t'embrasse très fort souhaite un joyeux anniversaire à Koumba moom suñu collègue la nekk service commercial bu télévision Futur Média yow itamit on te souhaite un bon anniversaire ma belle bisous à tout le monde et à demain inchallah voilà donc demain mooy dàq inchallah ñu ñëw bàyyi leen ak Eva Tra bu ko defee mu gunge leen ci yoor bi ci télévision Futur Média tonton Max sa jazz bi ma la félicité sànq doo ko teggi ma lay ñaan rek te yàlla rek tax jazz bi woy yow ñi leen moo leen dal ah wala pour ñoom jazz bi jàllul ñoom dañoo jàpp ne jazz bi jàllul bon c'est pas grave merci on va se retrouver demain inchallah 9h